Sénégal di leen di fàttali ñu ngi sur Facebook la page officielle de Sen TV Sen TV l'officiel la mën ngeen fay dem bàyyi fi seen i ay commentaires mën ngeen ko fa seetaan aussi en live mën ngeen aussi wooñu ci téléphone bi au 88 628 89 90 bu dee yaa ngi Sénégal bu dee yaa ngi extérieur 00 221 33 841 20 69 Papa. waaw jërëjëf Sophia ñu ngi jëm fa ma la waxoon nekk ndax doon ne relation def 2 points daal ne cassure au moment le plus difficile de la vie cassure au moment le plus difficile de la vie te pourtant tubaab nee na ton ami ou la personne ou celle qui t'aime c'est la personne qui dans les moments les plus difficiles vous partagez le bonheur et la souffrance xoolal tey li mu wax fii mu ne relation mu ne 2 points mu ne cassure au moment le plus difficile de la vie cassure ñu ne relation ab diggante nanu wax jàpp na ñaari way dencante yi jàpp na ñaari xarit yi jàpp na àndandoo yi moo xam muy bu góor moo xam muy bu jigéen moo xam liggéeylukat moo xam ab liggéeykat de façon générale moom nañu wax ñu ne daal suñu demee ba mu miti ba dar ba nu jël buum gi ba yeew ko ci béjj nu yëkku kuy ba nga xam ne cëgg desatul ci guy nee nañ su foofaa nag nee nañ daal su boobaa daal maanaam kii li ndex daal ay wor day ñëw daal ab tàggoo day ñëw dina am sax ba ci ndey ak doom ëmb la juróom-ñeenti weer benn bis ba ñëw bëgg koo gaañ mu naaj sa kaw ngeen nekk mu lay tette di la tette ba nga jóg ba am situation dema dem ba nekk dans de très bonnes conditions mu feebar daal di paralysé ñu hospitalisé ko mu nekk ci bërëb boo xam ne bu doy waar la dafa laaj ñu taxawu ko assistance nga dëddu sa ndey woon ko ginnaaw kenn du ko taxawu kenn du ko uuf kenn du ko may lekk ci lalu hôpital nga seexlu ko te day soxla boppam yaa ko war di yëkkat di ko defar di ko nettoyer di ëlbati bala muy iskaar ndax warul di tëddee genn wet rek toujours war nga koy ëlbati ak di diw talk ak di defar sa ndey jur la nga dëddu ko wan ko ginnaaw nga yor sa borom kër ngeen di ànd muy neex mu mën di joor ak càmmoñ mën boppam fépp dara musta manqué ci kër gi ngay sol lu la neex saa yu ubbee sa pochette fekk ci 100 000 francs baa boog loolu la day di nga ko ci fekk dépasse kenn xamul lu lay jox doon lay jox rek yow yaay def ba mu doy nga dema dem ba jamono ñëw mënatul ndax am saxul ñàkkut saxul jikkoo génn nga taxaw nar ko dëddu dem seeti ku mën nu ne yow weñ nga fu tooy nga dal fu wow nga dem nga nekk ak sa borom kër dema dem ba tollu jëm di jamono lu ne mu di ko def lu ne mu mënal la ko dema dem ba benn bis caabi féete ko ginnaaw ndax ab nattu la ñëw na su fa dugg ba mu nekkee allah kulli ali da koy lekki digganteem ak gendarmerie yaa ngi ànd ak moom di jinikal àdduna digganteem ak tribunal yaa ngi ànd ak moom di jinikal àdduna mu nekk retour de parquet ngay ànd ak moom di ko yóbbul añ mu dema dem ba taxaw devant la barre daal di dégg 15 ans wala 10 ans wala 5 ans nga dellu ci kër gi daal di xam ne cëgg desul ci guy nag fi mu ne kii fukki at lay tëdd te jombu dey su ma fi toogee damay tardé nga daw ñaan ko baat fekk ko ci kaso bi di ànd ak moom muy mën ba mënatul tëdd ci lalum hôpital nga fekk ko fa ñaan ko baat baa ngay ànd ak moom mu doon jigéen di mën dema dem ba ay bëñam damm ay lexam wàcc nga xaw a dese as doole nga ne ko fa ñukk dem dugg feneen daal di yóotu gune goo xam ne gu ndaw a ndaw la jëndee ko ko dootoo ko gestu dootoo ko jox ak ayam dootoo ko jox lenn dootoo ko jàppale néegam sax dootoo fa dugg te daa war a am ak ay lu mu màggat daa war a am ak ay raxasit ndox la woon waaye nga dem jëndee ko gune gee dootoo ko jox ay daal di koy coller motif ne dafa bari histoire lu nekk da koy def teg ko misère ba sax daanaka mën naa dee fu ne nag lay am ba ci kër sëriñ si léeg nga gis sëriñ boo xam ne ñu ngi koy mbugal ci biir kër gi mbugal goo xam ne soxna di ko mbugal goo xam ne te xam nga ne ëpp naa am ci këru àdduna jàppal sëñ bi jàppal soxna si àtte leen kooku xam nga du am ci këru sëriñ da koy mii ko waale rek
sëgg rek noppi boole li ko neex ak li ko naqari du bëgg a wax mu jëm ca kaw ab taalibe di ko dégg wala kenn di ko dégg waaye ñooñu sax nañu gën a yab ñooñu nañu gën a ñemee kilifa yooyu nga xam ne ay mbañ gàcce nanu ñoom nañu gën a yomb mën a toroxal ñoom nañu gën a mën a dëj seenu ànd kon ci boor bu nekk la muy ci góor muy ci jigéen fu ca nekk amul fenn fu ma laalul nu xool nag ngoree di googu lan moo ko waral ak fan la dëkk. d'accord papa ñi ngi jot déjà ay témoignages ci tàmbali émission bi ñi nga xam ne nee nañu dañuy wan lor seen doom su juddoo rek seen i borom kër daal di dem daal di bàyyi. ci coono goo xam ne ñoom rek. ñoom ñoo koy gérer seen i biir kër. donc di leen masaw bu baax on espère que di ngeen mën a am ay solution wala seen i xol aussi dina mën a naat ci émission bi laataa ñu fi jógee. Aminata dama lay bàyyi kàddu gi rek par rapport ak thème bi nga xam ne moom la ñu yëkkati tey parce que c'est pas évident te Sénégalais yi ñu bëri dañ koy dund. effectivement. may jaajëfal père bi nga xamante ne moom moo njëkk a àddu ndax ibbi na ay buntu yu bëri wante dañuy faral di dégg ñu naan ànd bu neexee dafay tas bu naqaree dafay tas. je pense que loolu rek war na mën a tax ñu waajal suñu bopp ci lu nekk wante bu ñuy waajal suñu bopp bu ñu toogee fii tey di wax tas ba taxul ñuy wax wante tasin baa tax. te tasin bi moom moo waral coow li xam nga père ibbi na lu bëri tey gis nañu léegi sax ne xaritoo. dafa dem ba léegi nit ñi dañ ko ragal. wala relation ci jëmmi boppam laay wax sax en tant que tel. nit ñi dañoo ragal a tisser ay relation di dugalante di demalante di fekkalante. ba nga dem sax dem ba mu laal ci néegu sëy bi nit ñi dañu ragal. ndax xam nga ndax lan soo demee ba nga xamante ne kat gis nga ak war mu tiital boo xam ne la nga waroon def da nga dem ba ca ciy reculer di ca dellu ginnaaw ngir bañ loolu dal na yaa problème. xam nga tey. dañu baaxoo di gis fii nit yéen ñaar fi ñuy naan seen ànd fan la ko nit ñi gën a xamee ndax dëggu na moom mooy bu tolof amee. très bien si la ñuy xam ne ndax ànd bi dëggu na wala dëggul ndax gis nga bu tolof amul bànneex boobu noonu. kenn du xam ku jàpp kenn du xam ku bëgg. parce que ñun ñëpp ñu ngi ci jàmm ñun ñëpp on est dans le parfait harmonie donc boobu kenn xamul dayo kenn wante bu tolof ñëwee ci la jikko yi di feeñ dëgg si ngay gis ki mën a muñ ki mën a xaar wante ki nga xamante ne dafa jàppoon te yàlla rek tax. ndax nag képp ku jàpp te dara tax bés bu dara jooju jeexee nga dem sa yoon léeg-léeg di nga gis ni am bi dafay ñëw bàyyi gis na doomam ñoom ñaar ñu nekk si jàmm doom ja nekk Europe wala mu nekk Sénégal di ko defal la ko yónnee defal ba xëy suba ñàkk wala ay tolof gane si doom ji mu dëdd ko wan ko ginnaaw daal di koy jël tegee ko nële soo waxee mu ne mu tong ko ndax xam nga ndax lan bés bu yàlla sàkk ñu dégg fii ñu ne man kat sama papa ba mooy dama nekk Europe daan ko yónnee ma xëy suba am ay jafe-jafe yónnee tuma góor gi woowatuma góor gi waxatul sax ak man am na nit nekk na ci kër yor waa kër ga ba xëy suba yàlla def ay tolof nattu dal ci kawam ñu beddi ko parce que amatul ñu gis ay nit di ànd ba yàlla indi wéradi nga beddi ko daal di teg fële ñu ne daw ko wéradi bul ko daw ba mu xam ko ndax mën naa yokk la ko metti bi gën a metti nag moom mooy ki nga xamante ne yàlla da leen a boole ci néegu sëy yéen ñaan ngeen di séq sëy nga dem ba bés jàngoro dal la yow ko góor ki nga wan ko ginnaaw te ku nekk xam ne ni bi ñuy wax wàllu complémentarité ci wàllu sëy góor lañ ne moom mooy complété jigéen ndax kat dañu gis ni xëy na jigéen dafa am xelam dafa xaw a gàtt xëy na jigéen jaamoom dafa matadi xëy na jigéen yàlla da ko mëne da ko teg muy nekk koo xam ne dañ koy ilif wante boo demee ki nga ànd yéen ñaar mu war la yilif war la taxaw ci boor bépp ba wéra di gane si la mu wan la ginnaaw beddi la di la tong nga xëy suba li gën a metti mu di la tong ba di la nëbbatu dem takk sa xale bu ndaw wala sa moroomu doom teg fa di dem di ay ji di la tàggu ay séminaire te yow doo ci yëg dara ngay gis nga souffrance boobu mën na yokk yow la lay metti beneen bi ñu ngi nekk ci biir néegu sëy yi ba tey fa la ñu nekk ba tey ci biir néegu sëy gis nga nit am xam nga moom mooy lan nit ki yéen ñaar da ngeen daan ànd ngeen di jóg ko daanu mu muñal la lépp ba nga amulee ba ngay ñàkk ba nga amee say sikk yu nekk si yow ñëpp di la joxoñ baaraamu tuuma mu ñëw muur say sikk nëbb ko àndandoog yow rek nga xëy suba yàlla mënee la gan nga daal di koy tegee fële commencé nag gis sa bopp commencé yëg sa bopp yaakaar ni fàtte la mu la muñaloon yëpp tey kooku noonu mu dem ba xolam naqari si yow am na tamit ci biir kër yi ay àndandoo yoo xamante ne daf ciy am ngay ànd ak nit ki di ànd ak nit ki ba yàlla gis tamit xëy na mu gis keneen parce que ni monde bi di évoluer léegi moo garaaw da ngay gis nit ñi dañuy ànd ak nit bu ñu xawee gis ku la sutub lees tuuti ñu ne la fa ñukk ni yekk bu forox dem ànd jeeg kooku
kooku tamit du xalaat ni bu ñu gisee ku ko sutub lees dana ko fi ni ñu ko na mu ko defee woon parce que tout simplement gis nga nit li nekk ci moom bu koy def du ko tay day nekk loo xamante ne ça va de soi bés bu lim ko yóbbu si yow jeexee buy demaat ci keneen du ko tay parce que dafa am ñoo xamante ne seen jikko moom mooy voyager voilà Mass jërëjëf Sofia yaakaar naa ne thème bi am na solo trop parce que gis-gis saa yu ñëwee dafay dugg ci kër yi jamono bii ñuy wax ni am na ñoo xamante ne li la ñuy dund muy lu doy waar mais man du ma jaar ci ñoom ñaar li ñuy wax damay dégg muñal xam nga souvent Sénégal dañuy muñ loo nit mais nit da nga koy muñ loo lu mu war a mën a muñ xam nga néegu sëy dafa xat te sëpp la ko bënn mi ngi ci biir di nga dégg souvent ñu ne diw de dafa wor foo dégg baatab wor dañuy jël baatab ngor teg ci ndax ngor amoon na ndax ba ñuy samp diggante boobu li ko laloon mooy dëgg ndax ba ñuy samp diggante boobu la ko laloon teg nañ ko ci diine teg nañ ko ci ay jikko yu baax mais li xew jamono xam ngeen ko opportunisme moo fi xew intérêt moo fi xew sëy yi li koy samp intérêt moo koy samp li koy daaneel intérêt lay doon mais damay ñëw Sénégal xam nga Sénégal nañ ma baal nag bu dee jigéen ñu ne nañ ko muñal na muñ bu dee góor ñu ne na takk ñaareel très bien xam nga bu dee gis nga jigéen dina ànd ak góor ci néegu sëy feebar dab ko góor ki ñu ne ñu jékki-jékki jigéen ji toppatoo ma ngay fomp ma ngay nangam lu ne ma ngi koy def pour jëkkër ji mais bu fekkee jigéen jooju mënta muñ mais kooku diine forcé wu ko pour mu toog ci wetu jëkkër ji bu dee góor nag moo feebar bu dee góor moo feebar nag wala jabar ja feebar ñu ne noonu nañ ko takkal ñaareel mais xanaa jigéen rek moo war a muñ Sénégal jigéen rek lañ war a wax muñal góor du muñ bu dee góor ñu ne ko foog mu dem uti beneen soxna ma ñëw ci li gën a doy waar xam nga li lëmbee taan bi li ñu naan ngelaw li daaneel njay kay ñay bu rombee tan du fa bàyyi dunq mais xoolal tey jii nos immigrés xam nga sëy dañ ne dundalal dëkkalal dëkkool woddal mu am lu am solo ci sëy mooy alalu golo ci lex ba mais da ngay gis tey nga nekk koo xamante ne da ngay dem extérieur pendant 16 ans Sofia jigéen yu bëri ñu ngi souffrir ñu ngi nekk ci kër yi di souffrir ba seen jëkkër dëddu leen ñu am doomi ginnaaw te gis nga góor day dem bitim réew ndeysaan nekk ca la ko neex ñu baal ma du ñëpp nag du ñëpp mais góor yi xamante nañ xam nañ li ñuy wax bàyyi jigéen pendant 16 ans mu toog ci réew mi pendant 15 ans mu toog ci réew mi am lu yaramam di laaj bëgg gis jëkkëram mais nañu waxante dëgg loolu du sëy léegi nag loolu nga xamante ne soxna si mi ngi koy xaar ci jëkkëram muy intimité muy dëkkoo bi loolu amul ñu ne léegi jigéen ji toogal nga muñ mais muñ ba kañ jigéen ji kañ lay toog di muñ ba kañ toog na di xaar jëkkër ji mais jëkkër ji ñëwul mais bu mënul muñ buñ ko muñ la nañ ko bàyyi mu tas sëy bi xool leneen beneen bi feebar dana dugg jàngoro dana dugg parce que aussi dégg nga suñu mbokk yi sax chrétiens yu baax yi dañ naan la booy takk sëy dañ naan la pour le meilleur et pour le pire noonu la ko diine islam aussi waxee waaye diine tamit forcé wul kenn ci muñ parce que ki war a toog muñ mën na muñal jëkkëram lépp waaye mënta muñ ca lal ba kooku diine may na ko mais mu tas sëy bi dem xool leen doonte jëkkër ji dafa feebar doonte jëkkër ji feebar amul obligation toog ci sëy boobu bu fekkee ngor nag dañ koy teg ci wàllu ngor ak wàllu non kii dafa war a toog ci gérer jëkkër ji mais Sofia am na loo xamante ne tey mi ngi xew ci biir néegu sëy yi takk sa jabar di ko jaay alal di ko toroxal ci biir kër gi ba feebar ñëw tey jii ñu baal ma ñu bëri day seen jëkkër bu ñu deew ñu jël parce que souffrance bi ñuy daj ci néegu sëy moo tax parce que torture ak jaay alal bi leen doon seen jëkkër jaay alal moo doy waar léegi ñooñ nag bu ñu demee ba si jëkkër ji feebar dañ naan mbaaloo ya na dee sax ma noppalu duñ la toppatoo waaw duñ la toppatoo te nag Sénégal dañu faral di critiquer souvent jigéen ñi bàyyi góor ñi xanaa jigéen souvent man damay am baat boo xam dama ko nangu kii wax na ko léegi jigéen ni weeni sëggee la xel mi sëggee jigéen nangam non je suis pas d'accord waaw jigéen tey jii yaakaar naa ne
ni ngi wax ne derrière tout grand homme y a une grande dame. alxuraan amul saaru góor saaru jigéen laa muy sooratu Nisaa. ki njëkk a tuur deret ci l'islam jigéen la muy Sumayya. ki njëkk a jël alal dugal ci l'islam jigéen la muy Sumayya mais ñu bëgg a doyalal jigéen ñi di leen muñ ñoo loo xamante ne jigéen mënu koo muñ nañu bàyyi néegu sëy ñu ciy force nit daan ko muñal surtout jigéen ñi ñuy teg di leen toroxal ci biir néegu sëy yi bu dee góor ñu utal ko porox ndool utal ko solution na ko damal takki ñaareel. bëri na jigéen ñoo xam tey ji ñu ngi ci naqar goo xamante ne naqar gu métti la ñu nekkee dégg nga père li mu wax tey ji moom dafa génn ci wàllu ngor d'accord nit mën naa gore way dencante yi même xarit ki nga xam da nga ko tànn ngeen nekk ay xarit séq lépp relation war mën na cee dugg même tey ji ki ngay liggéeyal war mën na cee dugg maanaam fànn bu nekk war mën na cee mën a nekk mais diggante ñaari way dencante yi tey ji nekk ci biir néegu sëy ba jafe-jafe am ba feebar dikk bu soxna si muñee ba mënatu la muñ mais nañ ko bàyyi mu dem xooli leneen bu góor tukkee bàyyi fi soxna fi yàgg lool mu leer ko ni mënatul la ñëw wala ñëwagut léegi mais 20 ans nga def ko ci àll bi mais wax leen ma ana sëy foofu Sofia ana sëy foofu bàyyi jigéen 20 ans yow est-ce que yow 20 ans yow miy góor xooloo ci jigéen bëri na ñu koy wax mais bu ñu demee foofu ñu ngi ci jigéen ñi am nañ fa jabar am fa doom bàyyi jigéen ji muy souffrir fii dëgg la mais feebar aussi nekk na loo xamante ne kenn mënu koo prévoir mais bu ñëwee tamit am na loo xam ne mi ngi ci biir sëy néegu sëy kenn mënu koo expliquer ku jigéen ko bu xasee ba ne mënatuma nañ ko bàyyi mu parce que li mu indi mooy adultère dëgg la maanaam jigéen am jëkkër ba pare bàyyi ko fi dem di moy jigéen xool goro yi xool njëkk yi xool société bi maanaam li ñuy teg ci deram mu ne man de xaw ma nu may def sama jëkkër ji su ma bàyyi ñu ne dama koo war te fekk ne jëkkër ji am na lu mu ko doon souffrir loo kon yaakaar naa ne yu mel noonu tey jii dañu war a bàyyi ba jigéen bi jël décision bu fekkee mën na muñ mu muñ bu fekkee mënta muñ aussi ñu bàyyi ko mu dem seeti leneen. Sofia d'accord Faya. papa dégg nga ma jàppal maa ngi ñëw. jërëjëf di kontaan bu baax ci thème bi di fàttali ne tamit ONG Touche pas à ma sœur yàgg nañu waxtaanee thème yu mel nii. donc dinaa ci sawar tontu bu baax a baax. mais man damay ñëw dugg directement si biir kii bi en camp yi donc boo xoolee 95% si góor ñi lay jóge quoi. donc comme sama waaj nu mu ko waxee rek jigéen ñi dañ leen di muñ loo ba ñu dem ba sës xam nga boo demee ba sës donc dafa mel ngay dàq muus mu dem ba sës da lay song. alors donc nit ki mënul nekk si néegu sëy par exemple comme sama waaj nu mu ko waxee nga nekk bitim réew. donc am fa sa benn màggetum tubaab di sëkk ak moom ni mu fa demee donc bàyyi sa soxna fii pendant 10-15 ans donc doo ko toppatoo doo ko yónnee alors bés bu jotee mu ñaan la baatam génn dem ñu ne dafa gore di parce que mënul muñ di nga gis tamit koo xamante ne par exemple fii lay nekk ici au Sénégal nekk ak sa soxna fii donc doo ko jox dépense toog ba mu neex la xëy un bon jour bàyyi ko mook njaboot gi gaa am na jigéen yoo xamante ne dañuy jékki-jékki dem bàyyi seen jëkkër mais en général ñu koy def dañuy yóbbaale seen doom mais fii Sénégal lu ñu constaté góor ñi ñu si ëpp ñoom ñoo koy def ba pare bàyyi njaboot gi duñ joxe dépense duñ leen tal côté école alors que doom yooyu bu ñu demee ba tekki sax da ngay gis ñu ëlbatiku indi benn genre buum benn cordon teg ko si seen diggante ak seen yaay bu créer affaire de clan yooyu noonu te fekk na ba muy metti yaay ji la woon ñoom defuñ ci tous. deuxièmement parfois da ngay gis koo xamante ne par exemple lu ci ëpp ci moodu yi la amee ñu jéggal ma nag ñoom ñu ngi may seetaan quoi mais ñu jéggal ma da ngay nekk bitim réew ah dem ba feebar dal la comme papa nu mu ko waxee feebar par exemple bu mel ni feebar sida nga nekk fa topp si màggan tubaab bu feebar bu mel ni feebar sida dal la donc yàgg nañ gis cas yu mel noonu léegi sa soxna bu demee ba yëg ko bu buggee génn ñu ne ko doo dem da ngay toog nga muñ alors musiba boobu noonu bu ñëwee jëkkër ji bu ñëwee amaana am nañu gore bu ñëwee dinañ ko ne lii moo ma dal donc dinañ jël seen précaution bu ñuy sëkk ak moom mais bari na si ñoo xamante ne duñ la wax dara. donc dañuy ñëw wàll feebar bi dem ba ci biir génnaat abandonné la yàq sa njaboot alors su boobaa conséquences yi dina la dal si njaboot gi ba pare loolu day indi beneen jàngoro si société parce que xale yi tamit bu fekkante ne génn nañu sëkk ak seen ay copains ñu jéggal ma si kàddu gi ñooñu tam mën nañ ko wàll donc noonu lay lawee loolu noonu tam day yàq société. dëgg la 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 mooy numéro téléphone yi donc à tout moment mën ngeen cee woote papa. waaw man de
ñoom ñëpp ku ci nekk fa nga waxee ku ci dul Aminata Paye ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk fa nga waxee waxewuma fa te Mass waxee na foo xam ne fu doy waar la loo takkal jigéen ndomboy tànk war ngaa sóor ne boo ca am muy sa doom wala muy sa jigéen soo koy yeb muy dem danga ko naan muñal loo koy wax soo ko waxul nga ne ab sëy dina dem ba toll foo xam ne am na su fa tolloo foo xam ne ci diggante ak góor même su feebar amee bee boo na tas yaa ko wax léegi de waaw yow yaa ñëw ci feebar bi nga xam ne moo nekk ci bitim réew maanaam muy feebar bu mag bi man waxuma loolu man ma ñëw ci feebaru paralysé mun na tuta kii wala ci AVC nga yëkkati ak a tëral amalatu la njariñ yaa koy fexal muy yuut muy gelli ngaam yi tourné na bis bu nekk nga yóbbu nóoroo di yéeg ak di wàccee kooku dootu la amal njariñ ci àddina yow nag fële nga dem man génn guma réew mi ba tey maa ngi ci biir réew mi te li ma lay wax lu ma teg bët la Aminata Paye firndeel na ko waxuma la góor guy wër di cakkaay su reer jotee mu dugg resto wala mu dem mayga wala mu dem tàngana bàyyi jabaram ak doomam ñu lekk mbaxal wala du ñu reer wala jënd fonde ci mer fonde bi nekk koñ bi waxuma la kooku nawlowuma ko waxuma la kii jël as ndaw di financer ci moom gàddul ko reeram ak ndékkeem ak lu nekkam te ab aawam nekk nii ab aawam dëkkee ñaan rek ku mu xam dina dem ñaan la saa yu waree togg dina dem ci say mbokk ba say mbokk jeex mu dem ci ay mbokkam ba ay mbokkam jeex mu dem ci ay xaritam su defee adultère yaa ko teg waxuma la góor googu jigéen ji ma lay wax mooy ki nga xam ne weñ la day tooy mu dal su wawee mu dem yoonam nay neex rek moom la xam yar na ay weer fu mu tijjee parce que tam xaalis sa nga ca li mu bëgg mooy grande dame moom lay woote ci boppam aw naaj du ko lakk mu bëgg a dem fa xew wu mu dem toj ko yore bës ba daal di koy animé kooku soo demee ba télé wala gab bi jeex nga dugal carte bi mu refoulé ko delloo la ko su kara ga signé aw ay dina am kooku dafa am lu ko fa bàyyi nee nañ jigéen tooñ ak laaj kilifa ak boroom kër muñ ak joxe ca jamono yooya dinañ la tooñ dinañ la laaj sa alal soo ko joxee nu sikk la kilifa gi nee nañ su bëggee këram ne nemm bu mu def lu mu gis mu xeex ko te lu nu ko laaj na koy joxe moo tax ne la soo tukkee bay ñëw soo ñëwee ca dëkk ba bul ne ba xel ne rek dugg sa kër soo tolloo ca tali ba seetal gu ne gu xam sa kër nga jël sab saak jox ko jaar ca tool ya lu waral loolu yaa ngay yëglu ku nekkoon ci càggante jubbanti ko waat defaraat sa toogaay yi dëgg la mais dafa war a wax ci ñiy muñ. góor gu fa nekkoon roccee ko daw génn kër ga daal di xam ne borom kër gi da nga war a wax ci da nga war a wax ci ñiy muñ nag parce que thème bi loolu la ñii muñ parce que nit ki boo koy muñ loo da nga koy muñ loo aussi li mu war a mën a muñ mais tamit jël maanaam muñ day am àpp day am àpp mais ñoom mag yi muñ wutaluñ ko àpp de muñ bu am àpp sax dadul muñ non xam nga non ni nga aminte muñ du ne loo xam ne dama koy muñ tey mu jeex ëllëg wala dama koy muñ mu jeex ginnaaw ëllëg muñ di nga ko muñ ba sunu borom teggil ko boppam wala ngay muñ lëf di ko muñ ba dugg bàmmeel te du ko tax a jeex. déet am na loo xam ne ko muñ ba dugg bàmmeel am na ñu war a mën a muñ Aminata dama ne amul muñ moom fii xam nga Mass bàyyi li ngay wax dañuy jël jigéen toroxal ko naan ko muñal dafa gis nga mooy jël góor toroxal ko ma wax la benn affaire def ko jëf Mass xam nga taxawal ñu expliqué la gis nga dañuy xaar père daal Aminata après ñu ñëwaat ñu bàyyi père ak Mass après maa ngi ñëwaat ci yow père ñëwal le temps que may jël téléspectateur li góor mën a muñal jigéen li góor mën a yërëm jigéen li góor am négociation sax ci jigéen di dem ba tey mu jekk ko jigéen yaa ngi muñ de waxuma la jigéen muñul de jigéen yaa ngi muñ waxuma la jigéen Mass bul indi li góor ñu teg jigéen ñi nag mais jigéen ñi dañuy sonn jigéen sonn nañ ci kër yi jigéen ñu leen ñu ngi koy daj ñu ngi dundal njaboot ñu ngi jaay jën
fajar di dundal seen njaboot. dama ne dëkk ba ma dëkk loolu moom moo fa xew yow mës ngaa gis góor gu rey jigéen jabaram. ba bëri na fi. fan la yow yàggul rek gis nga fi. Espagne jabaram doon ni ba bëri. waxuma loolu rey laa wax. mais Espagne am na Espagne tout récemment. yàggul. waaye bul ma wax waxi tubaab. non sénégalais. non sénégalais. ñooñu dunduk tubaab. ci kanamu doomam la ko faatee ci kanamu doomam. ñooñu dunduk tubaab la ñuy dund foofa. allah akbar bariwul fa. kuy wasi fa bariwul fa ku lay woo di la teg ci ci sénateur non loolu raison la. lii ngay wax Ablaye Wade dugg na keroog ci tës bi. d'accord Ablaye Wade c'était un lutteur. dugg na ci tës bi wax ak Ahmed Aïdara foofa àtte bariwul fa de. d'accord papa léegi même ma jël téléspectateurs yi ma daal di ñëwaat. appartement moo fa am. 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 salaamaaleykum. allo 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 papa Aminata. voilà xam nga li ma bëgg a wax léegi mooy c'est vrai d'accord naa ni jigéen ñaa ngi muñ mais Safia nañu wax ban jigéen moom mooy muñ xoolal tey phénomène bi am léegi da ngay gis tey da ngay gis ay góor yoo xam ne dañuy am seen aawa ñu xëy suba feebar dan seen aawa ñu bàyyi ko fa dem takki ji ñaareel wala ñu dem takki ji keneen dem nekk fa féete foofu. parce que abandonné seen aawa. parce que en fait est-ce que du li kee feebar moo tax ngeen bëgg ne looloo tax mu takk soxna. mais nit ñaa ngi fii bien portant seen i jëkkër di takk ñaareel ak ñetteel. ok mais ñun côté boobu la ñuy waxee maa ngi ñëwaat ci yow. 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo bonsoir. ñuy jégalu ñu ñuy dégloo directement ci téléphone yi bàyyi télé yi parce que day am décalage 88 628 89 90 allo allo allo. oui allo. oui sëñ bi noo def. ñu ngi sant yàlla. alhamdulilah. yaa ngi en direct sur Sen TV. ci émission bi alhamdulilah macha allah. jaajëf ñu ngi lay déglu sa gis-gis ci thème tey bi. voilà dañu bëggoon a joxe suñu participation. allez-y on vous écoute ñu ngi lay déglu. parce que maa ngi déglu ku ci nekk li nga wax ak góor gi li muy wax. voilà parce que ñun dañoo aadoo Sénégal. li ñu jàng ci mag ñi. mooy muñ moom boo ko wutalee après rek nekkutul muñ. maam Abdou kilifa gu baax. dañ ko mos a wax ni ko maa Abdou boo muñee muñ muy sa muñ jeex. mu ne da ngay continuer di muñ. boo muñaatee muñ ba mu ba sës. mu da ngay continuer di muñ. mooy muñ amul àpp. d'accord. dafa fekk nag gis nga lu sëy am na ay métit ci côté ku góor ki am na ay métit ci côté ku jigéen ñi. ku jigéen góor duñ ko sas ci sëy moom góor duñ ko sas ci sëy mooy na suturaal ku jigéen ki. na ko muñal. te gis nga soxna si jamono ji toll nii. jigéen ñu bari mënatuñ góor ñi ñoo muñ léegi le contraire moom jigéen bu njëkk ba jigéen ñu naan muñ mais léegi góor ñi muñ ñoo ëpp fop. nanguwul koo dégg. parce que da ngay gis sa jabar mu def la lu ni weng. loo xam ne lu ne sañoon nga def bu njëkk mais da nga koy muñ dañ naan la muñal léegi. xam nga jigéen ñu bari ñu ngi am seen i jëkkër ñu dem bitim réew. mais 80% bi duñ ñaan baat dañuy def duñ ñaan baat de dañuy am far ci diggante bi duñ ñaan baat 80% bi duñ ñaan baat dañuy am far. ndax dañ ne ko toogal nga muñ. bu fekkoon ni bañ cay dugg xamoon nañ ni waajur émigré mais ba ñu dugg xamoon nañ ni waajur émigré la. xam nañ dund émigré la. xam nañ émigré yi ñu ci bari mënuñoo bàyyi seen liggéey bitim réew ñëw toog bii Sénégal kon boo ci duggee ndax wàllu koom moo tax wàllu alal. ak waa engrais xam ci ba pare toog ba ci biir nag naan sama jëkkër dafay yàgg moo tax mënutuma koo xaar su boobaa da ngay am or nga ñaan baat nga dem. mais doon yi damay wuti far bu ñu wutal lay jigéen ñi bu ñu. xanaa jigéen du nit. li ko mbëggeelu kase sëy mbëggeelu kase yi. sëy dafa laaj ngor. sëy dafa laaj ngor su mbëggeel ga jeexee ngor ga moo fay. allo sëñ bi. lu góor ñi am ngor jigéen ñi am ngor suñ ci juree ay doom ñu nekk ay doom yu am ngor.
waaye bu ñu ni sëy man la yow la neex nga ma neex naa la je t'aime tu m'aimes non sëy li ko laal dafa bari bu ñu delloo ca ginnaaw rek bu ñu delloo sëy dana réglé wu mais fa nañu daan tànnee jëkkër dañ koo bàyyi nañu daan tànnee jabar dañ koo bàyyi wut ay tànneef yu bees moo tax problème yi ci ñëw man jeune la 35 ans sax amaguma ko wallaahi mais ba may tànn soxna jël ay référence nañ ko daan tànnee démb wallaahi te ki ma takk man amul 22 ans ba ma demee di waxtaane am papa tamit daa jël ay référence yu démb xool natt ma ci natti ngoogu te ba ni ma ko yoree nii jàpp naa ne kii du sama soxna baraka la wallaahi kon nañu bàyyi di indexé góor ñi problème bi ci góor ñi la ak ci jigéen ñi mais problème mu sëy yi d'une manière générale mooy seetlu nañ ni jamono ji la gën a problème yi gën a bari seetlu nañ ni divorce yi jamono ji la gën a bari seetlu nañ ni violence bi am ci sëy jamono ji la gën a bari te pourtant jamono ji njëkk ja suñu maam yi dañ daan am xare ñoo fekk ñoo seen yére ñu la may ne la sa doom bàjja mbëggeel amu ci woon te pourtant tey ñoo jur wàllu yi nañ bàyyi naan jamono ñoo changé jamono changé wu nit ñi ñoo changé parce que ñun ñoo wàcc suñuy repère. dëgg la kontaan nañ bu baax a baax sëñ bi kontaan nañ merci beaucoup maa ngi jégalu baax te maa ngi kontaan naa ci yow trop. jërëjëf waaw kontaan nañ merci beaucoup 88 628 89 90 bu dee am na nekk ci ginnaawam ñu jël leen 88 628 89 90 salaamaaleykum ayca papa. muy Maas muy Ismaïla Kambi muy madame jox la xaw ma kii ba candidat ñëw ñu tudd ndaw soosu ma kii dégg muy Benoît dégg nga muy Maya ñooñu ñëpp amu ci kenn ku jub yaa ngi tooñ de ndax ñàkk jub gi moom mooy taxaw di wax ak adduna di la déglu yaa ngi tooñ de nouvelle génération buy jóg mag mu toll yow toog ci plateau digaloo ko lenn lu dul su mettee tasal déet yaa ngi tooñ de su feebaree soo fa toogee xam ne naroo fa waxuñu loolu nit da nga koy jàngal ngor mi ngi ñuy wax loolu ñu waxul nit da nga koy jàngal ngor li nga wax ni koy dégg li ñuy wax ni waxuñu ko mais papa balu ma poser la benn question s'il vous plaît waaw s'il vous plaît nit ki nga xamante ne nekkul góor yow ci ban mouvement nga nekk touche pas à ma sœur yow dafa nga ne loolu jekk na jekk na bu baax sax c'est que sœur di tooñ nga ne touche pas à ma sœur maanaam bu kenn laal sama rakk yow xam nga jubuloo yow waaw jubuloo c'est parce que violence basée sur le genre boobu la ñuy xeex violence métital bi ñuy métital jigéen ñi fii ak sab jigéen jubut jigéen ñi dañu jub sab jigéen jubut bañ a jub fii nañ ko dindee ci mais moom ma posé la question ak laaj c'est yow sab jigéen tooñ ak laaj ak waa ki nga xamante ne waa góor bi nga xamante ne góor gi nga xamante ne nekkul góor famille am ñoom ñoo ko poussé ba mu takk jabar te nekkul góor loolu mën waa ko bëri na si ñoo xamante ne dañ lay topp takkal waaw te munoo nga tële nga takk soxna léegi su boobaa jabar ji lu ñu koy wax na toog mu muñ non loolu nan la mën a nekkee mënuloo am na fi am pagaay waaw mais attends père xam nga la non wuy ma li ngay wax yow it seetaat ko mënoo sa famille pousse la yow yaay tax xam nga li la dal wool sa famille nga wax leen li la dal mais du ñu am courage bi mais non yow moom li nga wax c'est très contradictoire non si li nga wax c'est contradictoire kooku mënul nekk waaw mais xam nga man dafa am lu am solo lu may wax li may wax mooy tey jii ci cadre muñ waxuma ne man parce que aussi Sénégal la ñu nekk waxuñu affaire ngor parce que koo nekkal tey jii mu ji la ngor nga ji ko ngor waxuñu côté boobu xam nga li may wax léegi su la jiwul ngor nag non dama bëgg nekk sa borom kër te jiwul la ngor waaw mais xam nga tey jii lii indi tey nga ji ko ngor rancœur ci wàllu sëy nga ji ko ngor ma ñëw rek ma ñëw très bien nga ji ko ngor ma ñëw xam nga li may wax man tey jii donte konte alxeyri jub na waaw bàyyi ma wax jigéen ñi ñoo gore moo tax xam nga li may wax mooy lan gis nga nit Sofia dañ koy muñ loolu mu mën a muñ parce que même diine forcé wu la parce que sëy dafa am loo xam li dina ci biir sëy kenn mënu koo xam même diine forcé wu la parce que waa yaa ngi koy wax sànq li am ci kawlal bi d'accord muy góor di ko séq ak soxnaam waaw mais jigéen des fois dina jékki-jékki ñaan baat ne mënumaa ñu ne ko waxal mu ne mënumaa wax waaw loolu d'accord naa ñu ne ko non da ngay toog muñ mu ne loolu sama diggante moom dafa nànk de diine permettre waxul jigéen mu muñ ko
waaw loolu d'accord c'est parce que ñu ngi koy forcer nan ko muñal. waaw léegi loolu nag mooy indi jigéen yóbbu ko ba muy mooy. waaw léegi ki ëpp nag beneen bi dafa nag beneen bi. léegi dafa waaye ki dugg sànq dafa wax lu am solo. waaw ki dugg sànq dafa lu wér la wax daa atte. xam nga nee na am na góor yu bëri. jigéen sonal na leen. waaw. mais am na jigéen yu bëri aussi góor sonal na leen. ñaari côté yëpp la. nekkuñ fi naan góor ñi la wala jigéen ñi la. mais li ëpp ñuy gis tey jii réseaux sociaux yi di ko gis ci télé yi di ko gis ci rajo yi mooy jigéen ñu jël jabaram toroxal ko ba mu ne tottooral te xam nga Sénégal li may wax dama koy répété Sofia bu dee jigéen la ñu ne muñal bu dee góor ñu ne nañ ko takkal na takk ñaareel. mais lan moo gën a metti sa jabar nekk ci souffrance nekk ci feebar bu doy waar. nga war ko soutenir war a nekk ci wetam jël bool def ci lekk di ko sexal di ko sang. le moment où elle a besoin de toi. nga bàyyi ko jamono jooju ne yaa ngi takk ñaareel Sofia moo wax lu ma li benn xale bu jigéen yàggul de damay bañ wax tuuram xam nga lu ma wax bi mu feebaree billaahi wallaahi feebar ba tëdd hospitalisé ci la ko jëkkër a maye baat te jamono jooju mi ngi ci feebar tëdd sonn lool ñu dem ba xàdd ci moom jëkkër ji may ko baatam ci kaw la hôpital mais dafa naan mais góor googu tey jii lan lañ ko war a wax société bi lan la ko war a wax bu dee jigéen la nag ñu ne ko noonu dafa war a muñ te kaay ma xamal la benn affaire yaa ngi muñ loo nit loo xamante ne tey jii xamoo lu tax mu ne day ñaan baat te bu fekkee ne sëy li ko takkoon tey jii muy intérêt xaalis boobu moo taxoon ndaw si dugg ci waa ji xaalis ba jeex mais kooku dafa toog di xaar nu muy def mais day dem yoonam parce que li taxoon mu dugg ci sëy yow day dem waaw père xam nga li taxoon mu toog ci sëy bi li taxoon mu nekk ci biir sëy bi xaalis ba jeex na day dem nànk li taxoon mu nekk ci biir sëy bi xaalis ba jeex na defal nànk day dem waaw parce que du ngor moo taxoon mu dugg ci sëy bi parce que du diine la doon xool ci waa ji parce que alal moo taxoon mu dugg ci waa ji mais yow d'accord nga nangu nga dem nga day dem nañ jël téléspectateur bi ci ñëwaat 88 628 89 90 salaamaaleykum. allo. oui bonsoir madame. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp di nekk ci plateau bi. ñu ngi lay fay. di leen remercier trop seen émission vraiment am na solo lool. merci beaucoup. waa contribution ma amoon rek nekk man jigéen laa. d'accord. jigéen da ngay mun góor da ngay mun. sëy dafa sensible. sunu yaay sunu papa yi dañoo sëy bay bëkkatee. donc man conseil bi may jox rek moo nekk ñun jigéen ñi nga xamante ni ñoo nekk ay xale yu ndaw am 5 ans 30 ans jëm kaw. xam nga sunu yaay dañoo sonn sunu kër papa yi de. dañoo muñ ba muñ tey lu ñu am ni as néew bu ko sunu yaay yi mu ñu wuti sunu kër bàyyi du ñu yegg fii. donc man loolu rek rappel boobu rek laay joxe. tout à fait am na solo bu baax a baax donc dinañu mën a baax a baax. d'accord man daal li ma mën a wax moo nekk jigéen da ngay muñ. jigéen da ngay muñ. waaw am na dëgg jigéen da ngay muñ. wallaay su ma ko xamoon bu baax a baax soxna si merci beaucoup. 88 628 89 90 salaamaaleykum. da ngay muñ. allo. allo. allo salaamaaleykum. sëñ bi noo def waaleykum salaam. waaw Sofia maa ngi leen ñu ngi lay fay. seen émission bi rafet na dëgg macha allah. mais donc man dafa am lu ma bëggoon a expliquer tuuti rek émission bi. d'accord xam nga ñun dañuy toog di seetaan te yéen tax ñu mën a seetaan peut-être que amuñu accès pour mën a ñëw toog foofu. dëgg la. boo ko bëggee mun naa ne nag. voilà non sori naa quoi sori naa trop sama sori mais xam naa su ma amee congé ba ñibbi ci Sénégal incha allah dina nekk. incha allah d'accord. solo mais nag xam nga tamit nag tey bu fekkee da ngeen a toog foofu tey dañuy soxla ñu am benn wax boo xam ne dinañ ko dégg mu jëriñ ñu tuuti. moo tax la gaalaa kiy toog foofu te mu xees dama koy soxla toujours ci plateau bi man du ma jàpp turam. te mu nekkoon États-Unis c'est pas. d'accord parce que mooy ki ngay invité chaque jour rek. te muy xuloo paa bi te muy jàppanteeg paa bi à tout moment. dëgg la Benoît la. mais Benoît merci dañ koy soxla ci plateau bi à tout moment parce que man damay xool yenn saa yi ni fi muy waxee. dinañu xaw a intéressé sànq tamit paa bi wax na benn wax mere naa ko ci trop parce que bu fekkee dana ne ñu nekk Europe ay tubaab lan amuñu ku leen teg ci yoon wala seen diine ou quoi. mais pourtant am na ñu nekk fi ñoo xamante ne ni tey ñu ngi topp suñu borom. ñu ngi dox loo xamante ne nii tey peut-être que moom bu xoolee ci ginnaawam def na loo xamante ne nii ëllëg man ñaanuma yàlla def ko. te man xale laa j'ai 29 ans. tey ñaanuma yàlla naan damay taxaw ci làmb wala ñaanuma yàlla naan damay xulóo kii un jour taxaw na benn jour mu ne mu am benn ton bu mu expliqué loolu dama ko ci mere trop parce que bu toogee ci télé bi mu ne bandam maa ne day yàq biir
xale yi di ko dégg ak Sénégal ni mu mel. doy na waar. ak Sénégal ni mu mel. imagine toi you know ñu expliqué benn garab ne day yàq ëmb. imagine toi you know. pare mu ne moom day xelal quoi nit ñi askan bi. you know erreur la. imagine toi te loolu ba jusqu'à présent mi ngi sama porte damay toog ba saag di ko déglu mais man damay yéemu si ban adduna la nekk you know. doy na waar. dafa am loo xam dafa rafetul quoi ci kilifa ci mag mais nag li nga mel rek peut-être que moom ngay wane mais affaire bi du ñun yàlla may nañu xel macha allah tukki nan jàng nan boo waxee dañ lay dégg femme bi sol mbaxana bu ñuul bi day wax porteur la wala dañ ko le gars là tam sol verre yi un jour wax na wax ju ma intéressé mais dañuy déglu yooyu mais man su ma demee. Aïcha ñu ngi déglu bu baax a baax merci beaucoup di nuyu tous les Sénégalais de l'extérieur aussi ñoom itamit ñoom ñi ngi bàyyi xel bu baax émission bi di gis-gis 88 628 89 90 ñu defee un gros coucou à Benoît du côté des États-Unis di ñu seetaan kontaan nañ ci yow bu baax a baax et reviens-nous très vite allez ñu jël keneen c'est que wax na dëgg na da nga war a bàyyi émigré nga bàyyi jàmbur bi nañ jël keneen ay doomi góor lañ Mass bàyyi loolu nag ah c'est un partisan de Benoît. non nitu benn la xam na loolu benn waa moo toll à distance. dala ko gonflé dëgg la ñëpp xam na doon wax. yaa ngi accusé pour toog fii bis bu ne ma caw ko. Aïcha ñu jël keneen 88 628 89 90 salaamaaleykum. c'est un partisan de Benoît. Aïcha jox leen ma keneen salaamaaleykum. doon ko yónni. yaa ngi tooñ sama waa ji nag allo salaamaaleykum. dana ko yónni. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. sant yàlla bu baax. yaa ngi ci jàmm. waaw ñu ngi nuyu ñëpp ci constellation yi. ñu ngi lay fay. baa ngi am jàmm baax a baax. Aïcha yëkkatil kàddu gi rek tuuti bu gën a kawe nga wax ñu sa gis-gis ci tam bi. waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di rafetlu bu baax a baax. ñu ngi lay fay bu baax sëñ bi. waa di rafetlu comme ni borom xonk la di wax rek. parce que defe naa ne actuellement lu indi coow li si àdduna bi lépp lu dañoo jiital sëy def ko leneen loo xamante ni amut. parce que tey ci sëy suñu borom defe na booy dugg ci sëy da ngay dugg te yàlla tax. mais loolu da ngay xool lépp loolu amatut. parce que tey ji boo duggee te yàlla tax suñu borom moom moo lay defal ndimbalu boppam. mais tey nit day dugg ci sëy gis jigéen bëgg ko ngir taar nit day gis jigéen am na lii na naa si dugg te or ko nekkul lool tey suñu borom dafa ne sëy jiital leen na sëy boo si jiitalee jaamu yàlla leneen loolu si tekk jàpp ni bénéfice la dëgg la moo tax tey ji ñu bëri dañoo wute loolu parce que nit ki booy dugg ci dara dugal ci ak sa xol. daanaka li ngay bëgg pour nga am ko ci day xaw a difficile. mais boo ci duggee ak sa xel di nga ci mën a am li nga xamante ni moom nga bëgg ci sëy parce que sëy jaamu yàlla la nit ki da nga si sa jaamu yàlla nga mën see am li nga bëgg. mais boo jëlee sëy jiite si leneen lu la neex loo ci am rek da nga naan na nga muñ. c'est vrai. parce que loolu moo tax jigéen fekkee ku góor ci àndoot ak mbaaxam. mu ñëw. ay waay juróom ñoo ne muñal te or que ni mënul muñ lool parce que l'islam dafa ne la tey jii nag bu takkee soxna bàyyi ko fi bu demee tukki may nañ ko 6 mois. te 6 mois yooyu ñu toog jigéen ki nañuy laaj. vraiment ba xam tey jii yooyu noonu. mën na koo muñ. mën na koo xaar. mënuma muñ kay nañ ko bàyyi mu jigéen ki bu nekkee waaw mën na koo xaar. dañuy yeggal sëy bi. bu nekkee ni ku jigéen ki mën na koo xaar dañuy dagg sëy bi. mooy dëgg. te kooku organe moom góor gi tukki na. mais moo koy defaral lu nekk dépense bu manqué daraam bu manqué. lan moo tax tey jii ñu ne ku jigéen ki laaj war na mën na koo xaar wala mën na koo xaar. daa am lu mu soxla. lépp dafa am ci néegu sëy bi ci lal bi. très bien. léegi lal bi nag bu amul sëy bi day parce que sëy di xaalis Maalik bi waxoon na. tey jii sëy balaa neex juróom-ñaar day am. ku jigéen ki day am ñett. ku góor ki am ñett ñu séddoo benn bi. loolu moom ku ne xam na kon tey jii bu ñu toppee waxu mag ñi duñu réer mais bu ñu jiitalee nasaraan ci benn côté dañuy réer. parce que il faut que ñu utiliser ak suñu xel. parce que xam-xam soriwul te lu nekk xel a koy jëli. dëgg la xel lu mu jëli nag boo ko seggee di nga am li nga soxla. parce que doomu aadama dafa war a jiital ak xelam.
kon tey war nañoo mën a gisal suñu xel xam ne sëy du caaxaan nañ koy toppatoo bu baax. macha allah. waaw parce que nit ki moom boo tuddee mbir te xamoo lu la dugal lu la fay génnee day yomb. mais boo tuddee am njaqinu dugg boobaa li la fay génnee du yomb. te loo fa fekk daa ko. dëgg la boo bëggee muñ nag da ngay jiital suñu borom. lépp la suñu borom jox di nga ko mën a muñ moom moo lay pousse. ok kon jigéen dañ ko war a tànn avant nga ko. wax dëgg yàlla tous les plans. dañ ko war a tànn avant nga kaa takk mais boo gisee jigéen bu coofe nii nga ne xaar ma dugg ci ma wala am na kii boobaa loo fa gis yàq. loo fa góobe gar. loo fa góobe da nga koy gar. voilà merci jërëjëf. kon tey loolu mooy damaa def nañu xoolaat bu baax fi ñu dugg te tànn xol yeeg tànn jikko yi. ok loolu moo ëpp solo parce que jigéen. macha allah boo ko takkee bàyyi ko ci sa biir kër génn di dem liggéey war nga am si moom confiance boo xamante ni boo génnee sa xel dina dal. mais takk jigéen boo xamante ni boo génnee sa xel du toog sama jabar lii ak lii boobaa da ngay indi sa bopp fitna. macha allah kon boobaa war nga mën a xool bu baax ci ngay teg sa tànk. waaw waaw ñooñu. kontaan nañ ñu bu baax di leen jaar. kontaan nañ am na solo kontaan nañ tamit ba ci rafet di rafet. jërëjëf kontaan nañ ci participation bu baax a baax nañu dem jëli publicité bi daal di ñëwaat pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Rokhaya, tu sais, notre fille est devenue grande maintenant. Il faudrait discuter avec elle sur certaines choses. De quoi devrions-nous discuter? Tu dois discuter avec elle sur la santé reproductive. La santé reproductive. Tu sais ce que je pense? Dès qu'elle sera rentrée, nous deux, nous lui en parlerons. Après tout, nous sommes tous deux ses parents responsables de son éducation. Ne penses-tu pas? Bonjour, maman. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Parents, éducateurs, notables, prenez juste quelques minutes pour échanger avec les ados et les jeunes sur la santé reproductive. C'est pour notre bien-être, notre réussite sociale et l'équilibre de la famille. Ensemble, brisons les tabous. màggal bernde am na ci solo bernde taamu nañu ci neex seet ak sell ak noppale ku ko wax huile j'adore moo leen di gunge ci màggal gi ñu jëm indil leen huile de tournesol diwlin bu amul benn cholestérol ci ay njëg yu xéewale nag supermarché Auchan wala exclusive wala magasin sàkkanal bu ngeen dugg fekk ko fa te dañuy nekk ci promotion ci ay njëg yu murite grossiste bu ngeen demit mën ngeen fa am huile j'adore suñu ndaw yi ñu toogal ci Touba ñoo ngi leen di xaar ak huile j'adore ngir gunge leen ci màggal gi woo leen Moodu Mbay ma nga ca marché Ocass wala ngeen woo Pape Dieng moom it ma nga ca marché Ocass 77 533 85 37 Aziz Business Company di ABC mi leen indil huile j'adore qualité supérieure mooy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké Bassirou xalifa général des Mourides mu yàgg fi lool te ànd ko wér di ñaanal ñëpp màggaluk jàmm. gëm sa bopp jóg na gëm sa bopp mi ngi ci dëkk bi xale yi daal di jug ànd doog gëm sa bopp ne setal sa gox la ñu wax waa gëm sa bopp nee nañu setal sa gox bi dafa war a set rawatina nawet baa ngi nii di ñëw nawet bi waruñoo bàyyi fenn muy tilim balaa ay feebar di ci juddu waaw gëm sa bopp wax loolu da ngeen di ASC taxaw ci setal seen koñ wala seen gox waa gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala ngeen di association de femmes bëgg a setal seen koñ gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala rek képp kuy jeune taxaw ngir setal sa gox pare nañu pour gunge la weer wu nekk ñu tànn 15 associations de femmes 15 associations de jeunes ak 10 ASC jox leen ay enveloppe bu 250 000 ba 500 000 àndandoog ñoom setal seen gox fii ba fin novembre boo ci bëggee bokk nag yomb na setal leen seen gox jël photo yi ngeen setalee seen gox yónnee ko ci numéro WhatsApp bii 70 644 44 44 70 644 44 44 wala ci page Facebook setal sa gox boo ko ci yónnee bu ñu ko xoolee gis ni yéen kat def ngeen la ngeen war a def ñu nit ñu ñëw neexal leen rekk nag ñëw leen ñu àndandoo setal gox bi gëm sa bopp waa mouvement gëm sa bopp. sama jus sama boisson naturelle c'est Jaouda. sama meew
Sama yaou, c'est Jaouda. Jaouda, plaisir de la nature. Ma journée commence avec des gestes simples. Réveil, blabla au téléphone, petit déj et relaxation. Sans oublier mon moment de bien-être avec ma gamme de soins Light Up. Light Up est une formule américaine, riche en extraits végétaux, qui hydrate mon corps, corrige mes taches, avec un effet lumineux sur mon teint. Avec Light Up, j'avance sans complexe. Je suis bien dans ma peau et je l'affiche en toute confiance. Avec Light Up, on ne vous regardera plus par hasard. Uniparco Cosmétiques, vivez votre beauté, exprimez votre différence. ayca ñu ñëwaat daal di continuer yeggale émission bi nga xam ne tàmbali nañ ko tey nag ñuy waxtaanee lu am solo loo xam ne ku ci nekk ci ñun mën nañ ci waxtaan ñu ngi doon jël téléspectateur bu fekkee am nañu nekk serveur ba léegi ñu jël leen sinon ñu ñëwaat ci plateau papa ma delloo la kàddu gi. waaw jërëjëf di kontaan rek Sophia di la war ne man dama ngas ba wér. na nga. ngas. ay picc du la jaaxal. billaahi wallaahi wa taala barke sëñ. ñu ne ngasuñu. ñenn du ram. foofu am na ko fi daan toog dama koo caw ndax ci dëgg laa koy. da ko caw ba mu jël rek émission bi du ay cawante nag émission bi xam-xam la. mais daf ko caw ba mu jël rek émission bi xam-xam la du ay cawante. waaw ci xam-xam gi la koy ci xam-xam lañ koy teg. ñun bu ñuy waxtaan ci xam-xam lañ koy teg mais duñ koy teg ci ay caw sa xiir ay cawante xam-xam lañ koy teg. loolu ngay digal la nouvelle génération. ay caw sa xiir. bu ko kenn laaj pexe. kii ëpp naa laaj pexe. moo bëgg waa. léegi papa jëlal téléspectateur bi mi ngi ci ligne bi. jël ko asalaamaaleykum. allo. allo waaw. waaw ku baax yaa ngi ci biir. papa waxal ak moom. maa ngi koy déglu ku baax. allo. allo. ayca ñu jël keneen 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 ñu delloo la kàddu gi en attendant keneen di dugg. kii ëpp naa laaj ay pexe moom ak Benoît ak képp ku toll nag ci diaspora bi surtout États-Unis di ko jàppale wala di leen jàppale ëpp na noo laaj pexe ndax ñëwuñu fii. doonoo am lu muy dul asalaamaaleykum allo. allo. allo oui. allo. 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 allo oui. oui. yaa ngi ci biir. waaw Sophia wala Père. waaw ku la ci neex rek ku baax. waaw donc man ma dellu si. mais graaw en fait que ñun. dund nañ donc am na wax yoo xamante ne ni duñ ko jàpp. paa bi sama papa la. dëgg la. sama papa la suma kilifa la you know. sama papa la suma kilifa la. li mu xanaa États-Unis ngay wootee. oui. waaw Benoît actuellement il est aux États-Unis. papa ba wàccal Benoît mu vacances. bàyyi ko mu wax. waaw bu ma dagg. waaw nañ ko bàyyi man lay waxal. bàyyi ko mu wax. man lay waxal man je suis pas menteur. non danga may bàyyi man lay waxal. papa nañ ko déglu. man xaw ma kuy Benoît. waaw il est aux bu fekkee États-Unis xam naa Benoît wala mës naa ko gis. su ma dee yàlla na ma suñu borom lakk. xaw ma Benoît mësuma ko gis. oui merci. yàlla na ma yàlla lakk. merci mu amu ci àdduna yëpp. waaw merci waaw. kon gënaloo ma loolu mais damay wax sama principe am naa droit ngeen wax loo xam ne fii ma moom dëgg la wala aw ma droit boobu. am nga droit pourquoi léegi ma wax mu ne ma am Benoît moo ma yónni kan mooy. non papa da lay tooñ rek da lay tooñ day chavité Benoît rek. xanaa xamoon ne Sophia ma wax la tey benn affaire you know gis nga kii dama yaakaaroon ne jour ba ma waxee loolu pour man bu xëyee peut da koy woolu you know. dëgg la. fetul damay kaas sama droit rek parce que dama bëgg télé bi dama leen a bëgg you know. dëgg la damaa am ay mbokk nag police mënu maa jëlee noonu. on se connaît d'accord su ma waxee sama tur Bougane on se connaît xam na ma xamante ne moom. dëgg la dañuy toog dañuy déggante téléphone tous les moments man ak Bougane. non man yow laa yoo xam ne télé bi suma télé la télé bi man suma télé la ci ñu ko moom ci laa bokk. dëgg la. waaw mais nan la wax ma ak yow. mais c'est pas grave mais donc émission bi rafet na. merci beaucoup. ok merci dama leen di encouragé. merci donc Père nag boo ma sa numéro dinaa la parce que man murid laa dama lay yónnee sa faasu màggal nga dem ñaanaleel ma. d'accord jéggal naa la ko barke borom Touba Mbacke. ah papa adiya kenn du ko delloo di. dara jëg sëñ Touba jéggal naa la ko. dara nga kenn du ko delloo. yaa ngi barke borom Touba jéggal naa la. yaa ngi mer de. billaahi jéggal naa la dara jëg sëñ Touba. xoolal joxal ko Bougane rek incha allah dina ci jot. dara jëg borom Touba soo ko joxee Bougane du ma ko jël. billaahi.
yaa ngi mer de. déedéet yow yaa ko tuddee noonu. allo 88 628 dama bëgg papa. salaamaaleykum ñu jël keneen. defante ko fay naan woy allo sa téléphone wala sama téléphone. salaamaaleykum. Aleykum salaam. am fit ba dee. su ñu jël ko. le mouvement tout ça vous dites quoi. vous dites quoi. waa ñu ngi lay déglu soxna si yaa ngi ci jàmm. salaamaaleykum. ay ci ñu ngi jégalu bu baax a baax. saw ñu ngi lay fay. En fait, ñu ngi génn ci sujet bi. On est en train de parler du sujet actuellement parce que ñu ngi débattre affaire Benoît nekk na ci partisan de Benoît et tout ça. J'estime que c'est pas le sujet. Allez-y, on vous écoute. Allez parler du sujet et ñu ñëwaat ci tranquillement. Ils sont en train de parler de choses vraiment concrètes. Que les femmes sont en train de vivre chez elles. jigéen yu bëri ñu ngi dund lu metti si lan muñal. muñal loo xamante ne bu doon góor lu ko muñal. comme waa ji sol t-shirt bu rouge bi. li mu wax dëgg la. mais débattre ci loolu. femme bi sol mbaxane bi tamit elle a de bonnes idées on débat sur le sujet ngeen jéggal ma rek mais. on est en train de sortir du sujet. D'accord, tout à fait. J'estime que tout le monde a le droit de donner son avis parce que gis-gis mooy xalaat. dëgg la c'est vrai. donc ku joxe avis qu'on évite de dire que partisan kii la wala partisan ou que la. je dis que c'est pas ça en fait. kii dafa donc il y a beaucoup de choses yoo xamante ne je sais que quand je vais raccrocher il va me clasher encore. dina clasher parce que képp ku raccrocher dina la wax lu nekk. mais personnellement je trouve que. bu leen ko topp bu leen ko topp. mais nit du muñ. nit du muñ. non bu leen ko topp bu leen ko topp daaw. ma s'il te plaît. mais dama lay laaj nit du muñ. papa nañ ko bàyyi rek mu wax ba raccroché incha allah soxna si kontaan nañ bu baax a baax. qu'il laisse les gens parler. na bàyyi nit ñi wax seen xalaat moo gën Sophia vraiment sa émission bi neex na vraiment maa ngi lay féliciter parce que pour gérer ça c'est difficile. Pour gérer ça c'est très difficile maa ngi la ciy féliciter parce que am nga professionnalisme te ñu bëri bu ñu seetaan émission bi yow la ak Benoît ak ñi nga xamante ne ils amènent dañuy andi gis-gis bu sain mën nañu bàyyi yëfu ay caw sa xiir ay yooyu c'est vraiment on n'est pas là pour ça là ngeen baal ma ak daal. c'est vrai kontaan nañ soxna si bu baax a baax. merci. allez merci beaucoup ay ci ñu jël keneen 88 628 89 90 ñi ngi nekk di waxtaanee lu am solo nag loo xam ne nit ñaa ngi koy dund ci biir kër yi. on a parlé des maladies on a parlé des voyages mais am na beneen phénomène boo xam ne bëri na Sénégal mooy ñi nga xam ne dañuy caabi da leen di féete ginnaaw c'est-à-dire prisonniers yi parce que fii dañu nekk ci dëkk boo xam ne dañu nekk ci dëkku stress dañu nekk ci dëkku problème tout le temps les gens ils sont confrontés à des problèmes yoo xam ne bu ñu jaayantawul ak seen bopp bu baax rek dañuy dugg prison. ces gens là yenn saa yi mu nekk ñu nekk na ma xaar tuuti mu nekk viol wala mu nekk quoi que ce soit dañ leen di tëj ay lim yu dul jeex ay années yu dul jeex 10 ans 15 ans ñooñu même bu dul seeni soxna seeni wayjur wala seeni raq wala seeni mag dañ leen di délaissé parce que yenn saa yi nga gis koo xam ne dina dund ci prison bi 10 ans pour mu am visite sax c'est un problème nañ jël téléspectateur bi daal ci ñëwaat asalaamaaleykum 88 628 89 90 allo bonsoir. asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna si noo def. Sophia. ça va doo wàññi télé bi déglu ma directement ci téléphone bi. demal wàññi télé. s'il vous plaît. Sophia. oui. ça va maa ngi leen di nuyu yéen ñu nekk ci plateau. ñu ngi lay fay. waaw dama wax rek pour sama papa Mangolé. waaw. waaw ñu koy ñaan rek en tant que sénégalais ak en tant que jullit. muy modéré tuuti wax bi daal parce que waxam bi muy wax day ànd ak tooñ ba da ngay diis. waaw d'accord merci waaw. waaw mu xaw a def yërmande ak. d'accord merci. Sénégal émission bi daf ñu intéressé. d'accord merci. waaw te des fois day wax sax nga daal vraiment. waaw d'accord. waaw tooñ bi bari na torop. waaw kooku yàlla la ci man. jërëjëf merci jërëjëf soxna si jërëjëf donc ñu ñëw ci li ma leen wax léegi en attendant ñuy jël téléspectateurs yi. voilà xam nga sànq ba tey boo déggee nit ñi ni ñuy wax ñu ngi ne affaire bi problème relation yi la. xam nga nit ñi ñoo am problème toog muñal nit nattu bu la yàlla tegee nattu rek ñu ngi xool utal nattu bi àpp est-ce que mën nañ fa toog wala est-ce que mënuñu fa toog dañuy fàtte sax
dañuy fàtte sax taxaw bi ñu am si yow. te gis ne nit ku yàlla teg nag. bu ko ñëpp taxawoo sax yàlla mën na ko teg. parce que dañuy wax ne autisme bu ko ñëpp yanoo mu dëgg la léegi dañuy fàtte ni muñal bi ñu la mën a muñal. ba di xool àpp bi ñu ngi xool mën nañ fa toog wala mënuñu fa toog ak nan lañ ciy génnee de telle sorte ba fàtte taxaw bi ñu war a am ci yow ba natt boobu. Aminta ma dolli la tuuti mas pare gu ma waaw tuuti rek Aminta dama lay dolli Aminta koo tudd ab dëkkam faaw mu geesu koo waxtaan wax yoo xam ne danga ko laal nee nañu ab sàcc bu guti yuuxu dëgg la kuy denc ci ronlal buggul njaaxaanaay ñu ci baree bari ñoo xam ne abandonné nañu nit wala nu trahir seen borom kër wala nu wax góor wala nu jóg tey am nu mu demee ñoom seen diggante ak doomu aadama boo xam ne te seen borom am nañ fa règlement de compte ñooñu tey waxtaan wi du leen neex. déedéet. ah non. dëgg la bokkuma ak yow Mass. xoolal. bàyyi ma ak Amine. effectivement wax leen soo bëggee da nga dugg. wax nga dëgg. dugal xam nga beneen bi. mooy gis nga société ni mu tëddee Safia. daf ñu nekk am na loo xamante ne bés bu ko yàlla tegee nit mu ñëw taxaw gis ña mën a ànd ak moom gis nga ki mënul ànd ak moom Mass mi ngi wax ne loo mënul muñ ci gis nga nit amul benn problème loo mënta muñ geddal bu la neexee parce que xam nga lu tax gis nga ku dugg sànq ba tey lan ngay wax da ngay wax wàllu critère de choix mooy kuy dugg war nga xool jigéen bi ngay tànn booy tànn c'est parce que yaa ngi xalaat ëllëg ci biir bés bu la nattu dabee des fois li ñuy fàtte moom mooy gis nga sëy bi dañuy topp bànneex bi ba fàtte ni yàlla mën na ñëw ak ay mbiram xam nga tey bu ñu nee ay woy dencante kii mooy denc kii mooy denc ñoom ñaar ñoom ñooy dencante woy dencante nag lépp ngay denc kuy denc lépp ngay denc di nga denc daqar di nga denc bànneex di nga denc tolof di nga denc njubadi wante problème bi yëpp xam nga lan la moom mooy da ngay dencal rek ba lu la yàlla may nga ci kese mais nag da ngay dencee xol parce que gi nga Safia bés bu ya dalee nit nga taxaw ko yaa ngi xalaat yow ci sa jëmmi bopp bés bu la loolu dalee dañuy faral di wax sax ne ku nekk ci ab dese ku nekk ci dëj di jooy ñu ne jooyuma ki dee sama bopp laay jooy bul dara dalee nit nga xalaat ci sa bopp rek bu oyof mais nag damay ñëw ci li Mass di wax gis nga nit ñi wax nañ ko sànq ñu ne woy su nit takkee wala mu feebar ñoom ñaar la ñuy seq sa lal ba bu ko jigéen bi mënul muñ amul benn problème xam nga ba ci bu ma ñëwee ci immigré bi Safia mariage communication la ki nga sëyal mu dem tukki ji yéen ñaar ngeen di déggante donte leen ni toog na 20 ans ñëwul te ci 20 ans bi yéen a ngi déggante li ko war si yow yëpp mu di ko def est-ce que tamit Safia yoon la nga bàyyi ko fa dem di moy wala nga ne da ngay ñaan baat te pourtant li wala ñëw yëpp li war yëpp yaa ngi koy encaissé li ko war yëpp attention ma laaj la tuuti foofu te laata ngay dugg ci moom xam nga ne ab demkat effectivement am na ñoo xam ne Safia seen borom kër dafay dem rek yónnee takk leen dafay dem rek yónnee takk leen et pourtant bi muy yónnee takk leen am na këyit kooku mi ngi xalaat naan su ma ko takkul kat dinañ ne dama ko war. mi ngi takk na ko. mi ngi koy toog di woote dem. est-ce que yaa ngi comprendre est-ce que yaa ngi comprendre dafay dem rek takk leen moment boobu muy toog di ko xaar gis nga des fois du yow yaay bañ a mun wante ñi nekk sa ginnaaw ñi lay topp di wax coow li foofu la moo tax ma ne fii gis nga Sénégal boo fi bëggee mucc ak nag li nga war a def nga def ko doo bëri ay nopp doo bëri ñooy déglu am na ñoo xamante ne déglu leen ci pax la jëmee. Aminata côté voyage boobu ngay waxee bëri na si ñoo xamante ne bu ñuy demee du ñu am këyit mais bu ñuy labat xale bu jigéen bi ñu ko wax ne ñoom amuñu këyit njëkkante lay doon xaw ma mbëggeel la njëkkante takku ko te boo ko takkee te amuloo këyit nga war fa toog ay 15 ans 20 ans. très bien Faye Sénégal ñun xam nañu fii xale jigéen ni ñuy jàppee ñu dem Europe. may wax tagguma la léegi deuxièmement côté prison bu Sofia doon waxee sànq ñun depuis sànq ba léegi dañu ne muñ wax ñu benn xale bu jigéen bu benn femme muñ donc dañu ne na nga muñ mais muñ dafa am yenn circonstances dafay am ab waaw donc yéen seen muñ ben temps yee passé am na benn thème bu ngeen fi defoon tës donc mooy waa juróoyoon baayam donc jël bopp bi dem dugal ko ci benn teen rendi ko ci anam bu ñaaw mu nekk loo xamante ne ñun ñëpp waa mouvement Touche pas à mon chef ñu koy déplorer imagine toi kooku bu demoon ne ñu tëj ko à perpétuité dañuy ne jabar ji na toog mu muñal ko man su ma ko jegee dama koy wax jëlal sa bagage nga dem na sëy bi tas parce que kooku noonu nekkul nit ku responsable li mu def noonu dafa grave alors que jigéen bu jógee ci sëy bi ñenn ñi duñ ko gisee noonu de dañuy toog naan daam bi warkat la pourquoi dañ tëj jëkkëram moo tax mu dem te pourtant demeewul noonu jëkkër ji lu mu def la
mën naa laa laaj tuuti. ayca ma déglu la. ba kooku def loolu bàyyam. ñu tëj ko. waaw muy peine boo xam ne amatul at. kooku da ngay conseillé soxnaam ne ko bu fi toog. bul kii mais ki nga xam ne doon koo dénk alal. waaw alal ja laatu ci loxoom. te moom lekk ko mbaa nu doxe ko ginnaaw sàcc alal ja léegi mu lekk mu dem nu tëj ko lu toll ne la nu tëj kële. kooku dama naan soxnaam mu toog mu muñal ko mais su fekkante ne koo xamante ne alal bi moom moo ko lekk te alal bi waa kër gi yëpp xam nañ ne moom moo ko lekk te jëfu ko si biir kër gi génn di ko jox xale yu jigéen ñi par exemple donc bëri na si ñenn alalu jàmbur même boo ko problème bi nag sa yoon moo nekkul fi mu def ci alal bi. donc su boobaa man bu nekkee man la dama naan ku jigéen ci na dem. c'est que sa muñ ñaa ngi koy utal ay circonstances. gis nga muñ amul circonstance. non non muñ am na circonstance. muñ amul circonstance. Faaya am fu mu yem. Faaya dama ne la muñ la tudd. dañ ne muñ boo ko bëggee def te muy dëggu si yow doo ko utal defukaay doo ko utal app da ngay muñ di dem rek. d'accord da ngay muñ di dem rek. d'accord ak sàcc la ak càcc lay dundee. ndax ni ouvrier bi amee ni ak technicien bi amee noonu la amee ay malfaiteurs. ki nga xam ne ab sàcc la. jabaram xam ne sama jëkkër di ak sàcc la. na ko dénoncer police. déedéet na ko dénoncer police xamoo fu ma jëm xamuloo fu ma jëm. xamuloo fu ma jëm. maa lay déglu jëkkëram xam ne jabaram xam ne ak sàcc la. mu dugg ca moom. sëy ak moom. nëbbal ko ko ñoom ñaar ñu sëy mu nëbbal ko ko. ba ndog fekk ko ca. ñu tëj ko lu toll ne li ñu tëj kii nga wax léegi. kooku soo demee ci moom loo koy wax mu na toog muñ wala na dem. kooku dama koy ne da nga juum. ah lu ko juum déedéet déedéet da nga waroon dugg ci sëy parce que ab sàcc nga ko ak sàcc nga ko fekk mais moom la bëgg li la waroon mooy nga dem dénoncer ko non sàcc da nga koy dénoncer ñu teg ko si yoon d'accord Faye dinaa ñëwaat ci yow dinaa ñëwaat ci yow du ko dénoncer waaw si xam nga jëkkëram la borom këram la te bëgg na ko non sàcc Faye nga baal kooku day pervertir ay doomam sax xam nga day pervertir ay doomam xam nga lu problème gis nga dafa am lu am solo Faye dafa fay xam nga père mi ngi koy wax sànq wax na lu am solo ka ñu tëj tey jii bu fekkee mën na muñal bëgg na waa ji mën na koo muñal mais c'est son affaire na toog muñ waxuñ kenn bu mu muñ très bien parce que kii mën na muñ attan li mu muñ mais kooku am na droit muñ yow yaa ngi daw de non ay fii ay daw xam nga li ñuy wax non non xam nga problème bi mooy xam nga li ñuy wax tey mooy ki nga xamante ne toog ne mën na mënta muñ ñu ne ko da ngay muñ par force loolu laa wax mais ki nga xamante ne essayé na mais ça n'a pas marché ça n'a pas marché mais moo gën muy mooy effectivement moo gën muy génn jaay boppam moo gën muy ñàkkal boppam fayda mais mën naa muñ ba mëntuma muñ yaa xëyti kooku nañ ko bàyyi mu dem yoonam mais ki nga xamante ne nag tey jii te am na góor yu gore yoo xam ne peut-être ñu ngi ci prison yi wala feebar nañ koo xamante ne feebar moo ko dab soxna Sofia gis naa ko feebar moo ko dab mu libéré jabaram woo jabar ji ne ko feebar bi mu am du wér àq bi wax mu ne ko demal dama la amee àq jabar ji jooy na mais gàddu bagaasam dem mais kooku c'est un homme responsable mais nag attention ki nga xam te tey jii moom xam na jëkkëram sàcc la moom mu bëgg ko ma ñëw sëy ak moom ma ñëw très bien kooku tey jii jël engagement toog muñ mais kooku bu ko neexee muñ amul problème muñ te kooku sax day neex a muñ loo très bien parce que kooku moo tànn jëkkër te moo tànn jëkkër xam na la jëkkër ji ab sàcc la amul problème mais nag attention c'est son métier Sofia dafa am loo xamante tey jii yaa ngi koy wax mooy lu am solo gis nga tous ceux qui sont dans les prisons là seen mbokk ñu ne njëkk a bedd ñu ngi dund lu doy waar. ah bien sûr société bi d'abord. soo génnee ñu di la daw. xam nga stigmatisation bi am. ñooñu dafa jar ñu bàyyi leen xel bu baax. parce que li ñuy daj des fois ñu tuumaal la loo xam du yow. dëgg la nga muñ ko toog 10 ans pare na la libéré nañ du yow. kooku ay mbokkam déjà bedd nañ ko. sëyam tas na. dislocation familiale famille bi éparpillé noonu. ki nga xam ne par exemple ki la xam dañ ko jiiñ viol daal di koy tëj 10 ans. ñu ne ko par exemple du yow ñu génn la déjà sa situation ci dëkk bi day metti parce que pour nga am soxla sax kenn dootu la ñeme. mais nag kooku tey jii xam nga li gën a doy waar ci thème bi thème bu am solo la Sofia mais li may bañ mooy ñu muñ loo nit lu ma mënta muñ. et puis jigéen ñi kaay ba xam jigéen ñi muy jigéen muy góor. nañ ko déglu Aminata on n'est pas là pour góor wala pour jigéen. mais société bi dafa am nu mu tëddee noo xamante ne des fois ñu baal ma hypocrisie da ciy rax. bu mel na parce que da ngay loo xamante ne yow leer na ne mënoo koo muñ. sa sœur doo ko bàyyi sa sœur mu muñ ko. nga ñëw ne sœuru jàmbur yow kat muñal lii nangam ak nangam. muy lu mel na bu ñu waxee nag ñu fexe ba indi benn aaya. muy lu mel na modifié ko ne yàlla wax li fekk yàlla tegut jaam lu mu attanul. muy lu mel na mais nag yow li ngay wax fii yëpp sànq yow
ndax lu nekk rek gis naa jigéen muñ ko cib sëy. ma dégg man waxuma lu nekk ci àdduna gis naa jigéen muñ ko cib sëy. xam nga sëy. waaw ba sënu jonni tey. waaw sëy ci boppam. dañ ne la nga muñ. waaw jigéen. waaw man dama lay muñ loo man pour toujours rek dañ nga muñ. waaw fii mag ñi sax dañ lay mooñaale pour nga muñaale. waaw waaye dafa am loo xamante ci biir sëy. waaw forcé wuñ jigéen pour mu muñ ko. muy lu mel na li nit ki jël décision nag mooy toog muñ ko gérer ko affronter ko. muy lu mel na kooku amul benn problème. danga naan lii ak lii lañu dul. papa nañ ko déglu nañ ko déglu nañ ko déglu. déglu wulee tamit balaa ngaa kii làmb ñu sàmm xam na muy wëlis. yaa ngi dégg dafa am loo xam dafa am solo. man ñii laay waxal ñi ñuy seetaan. parce que ñii seetaan ñii moo am ñoo xamante ne ñu ngi dund naqar jamono ji. mais doo Sofia defal nga def émission ku nit toog këram jooy ba pare mu woo génn moo ma téléphone dama dégg maa laal. mais doo argumenté. c'est parce que tey dafa am loo xamante ni ñu ngi koy forcer jigéen ñi. bu baax lu mel na ñuy abandonné aaw bi dem takk ñaareel. xale bu ndaw ñaata yoon la góor. abandonné aaw dem takk ñaareel. ñu ne ñaareel na muñ. aaw bi ñaata yoon la góor. takk jigéen. takk jigéen. ba pare xëy abandonné ko ak ay njabootam. très bien ñu wax jigéen ji lan ci sëy bi ne du ma dem. waaw da koo ndax mayu ma baax naa toog di xaar. damay toog ko gore. fekk jigéen góor gaa nga ci àll ba takk fa jabar am fi doom. ñaata nga dégg góor takk suuf. ñaata nga dégg tamit jigéen. bul sori. waaw si bu papa nañ ko déglu papa si papa. takku suuf sa yoon. Mass man ma jël téléspectateur yi ma ñëwaat ci yow ñu jël keneen jox ma ko 88 628 89 90 00 221 33 841 29 papa même ma jël téléspectateur yi s'il te plaît salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si noo def. Sofia maa ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay yaa booy. Adja Soda Dieng la Touba Darou Khoudoss. kontaan nañ yaa booy. maa ngi lay nuyu di nuyu Mass bu sama doom di góor jooju. dëgg la yaa booy. Paa ma ngoonee nag Fall la sant da ngeen koy muñal rek xam na ñebe jee ñor. dëgg la. dëgg la. di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp. dégguma ko Bakary yokkal. dégguñu la bu baax. bi ngeen indi tey. day thème bu am solo. te émission bi daal sa bay bu mu ne Sénégal di ko seetaan ak monde entier daal. ndax prison li ci prison yi dafa def thème bi ngeen indi tey muñ. xam nga boo déggee ñu ne muñ lu metti rek a tax ñu wax. dëgg la. lu metti lu kenn ko muñ loolu nit. te réew mi li fi xew léegi cëf yaa kenn mënu la ko wax. ndax dafa da am góor loolu maan. góor ñoo xam ne jikoy gileem la ñu yore. waaw garab gu mu yéeg seen xel a gata gata de. ànd ak jigéen muy man ngeen di ànd yow amoo. mu di la muñal dem ba nga am teranga. nga xëy wàcc ko fa def takk keneen. abandonné ko moom njabootam looloo bëri ci Sénégal téeméeri yow wàññi tey. juróom-ñett fukk yaa ngi koy dund. parce que am na njaboot boo xam ne mënatuloo jóge ca kër ga. pour man seen i doom sumu rek. man seen i xiif. man seen i doom tilim. bëri na jigéen ñoo xam ne ña nga tës kër ji dund loo xam ne. walaay man seen i doom. sumu ranke ak tilim. ak dugg ci lu neexul ëllëg moo tax ñu toog sa kër ga di leen surveiller. dëgg la. te loolu li tax sëdd ko benn góor. wallaay. te gis nga jigéen ñi Sénégal yi. jigéen xambaare la. isaan. parce que ni am na ci jigéen ñoo xam ne dangay nekk góor mu xëy ba mën a tuta xëy. yow jigéen te yaa càcc ni ci sa bopp dem ka liggéeyi. di dundal sa jëkkër di dundal sa njaboot di fay lu yaat. lu yaat la bu dee leneen lu mu doon yow jigéen ña yàqu. wallaay dëgg. am na góor ñoo xam ne nag moom du lu tumurankeel soxna te du lu tumurankeel doom. man gis naa góor ñoo xam ni takkuñu ñaareel xam nga lan moo tax takkuñu ko. lu tax. ba indi ku sonal seen aawo ba mu àndaloon ba mu mënul dara. ndeysaan ko sonal loolu tax takkuñu ñaari jabar. parce que say ñaara ko takk ma. waaw. yaakaar bon. ku sañoon boo takkee jabar bu ñëwee day bon Sofia doo ci dugg. dëgg la. yow bii jigéen boo xamoon ne boo duggee ci góor muñal ko ba mu am teranga dalay di jëli moromu jigéen indi. doo ci dugg. dëgg la soo gisee jigéen ñi Sénégal yi di rey ci seen bopp ci liggéey léegi Sofia lii moo tax. ndax dangay ànd ak góor du man dara mu dem ba man fulkaala dem jënd jeneen jigéen ñëw teg ci sa kaw. dëgg la. bu la faale du faale say doom te loolu l'islam santaane wu ko. dëgg la bëri na góor ñuy xëy di am alal amatul ko loolu leen ko teg ak jigéen a leen topp. boo meloon na uur ay
nag moom ji koy gileem la ñu yore moom boromum ndimbal du leen romb boromu tagal du leen romb borom ci du leen romb. wallaay de sax jaajëf Sofia. kontaan naa bu baax yaa booy ñu ñëwaat tubaab bu baax a baax kontaan nañ. ay ci 88 628 89 90 njël ki ci topp salaamaaleykum. ab taalibe la ndeysaan. allo. bu baax. allo. maaleykum salaam. sëñ bi noo def. ça va bien na def. alhamdulilah. Safia yéen a ngi jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax. émission bi ma koy seetaan chaque dimanche. merci beaucoup. bon émission bu neex la tamit bu intéressant. jërëjëf jërëjëf. bon mais tey mais tey. waa tey. cassure au moment le plus difficile de la vie. bon tamit dafa fekkoon ñu koy commencé génn quoi man li ma déggee cassure au moment les plus difficiles de la vie. cassure au moment au plus difficile de la vie bon dama ci am ñaari cas yi ñoo dama koy def am nga xamante ne. jigéen bi nga xamante ne dafa nekkoon na waayam waay am xaalis. bëgg ko di ko defal njabootam ku jigéen ki. mu dem ba jékki-jékki loxo yi commencé am problème liggéeyam demeetul noonu mu toog feebar lu ma ay 1 an 2 ans. ndaw si ne ko fi ñëpp. bàyyi ko tas sëy bi dem seeti leneen. waaw xam nga loolu pour man waruñu wax ay ku mu ñëw ba man ngor moo am foofu ngor. ngor amu fa waaw. dëgg la. allo. allo. dem na. ay ci ñu ngi jéggalu 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69 ñu jël keneen salaamaaleykum. allo. allo oui. sëñ bi noo def. ça va alhamdulilah maa ngi ci jàmm. alhamdulilah ñu ngi lay dégg. donc dama bëggoon juste apporter benn précision ci seen sujet tey bi. allo. waaw yow rek la ñuy déglu. voilà donc c'est juste pour vous dire gis nga Sénégal dafa doy waar parce que. allo. allo. dëgg na. allo moom itamit dafa dem. allo oui. oui yaa ngi lay dégg ah. waaw maa ngi lay dégg. voilà donc dama ne sëy dafa nekk loo xamante ni sunu borom moo ko def mu nekk lu sacré. te jigéen ñi léegi je pense que jigéen ak góor part ku nekk dafa am part de responsabilité ci sëy. parce que olof nee na borom alal dañ koy wekk waaye borom xam-xam dañ koy rus. te rus ak wekk. dafa nekk ñaar ñoo xam te ni parce que jigéen moo lay bari du kër ba nga xamante ni fa seen mën fa dugg. donc mu nekk loo xamante ni tey jigéen ñi dañ koy café di ko fooyee góor yi tamit ñàkk responsabilité bi nga xamante ne am vis-à-vis ak seen njaboot. voilà donc yàlla jigéen ñi dañu war a góorgóorlu parce que Sénégal léegi phénomène bi fii am dafa bëri. tas seen say dem jël seen appartement gérer seen bopp. bëri na ci dëkk bi. dëgg la góor ñi tamit toppatootuñu seen jabar. njaboot dafa nekk loo xamante ni bale la. saa yu bés boo xëy di ko bale ba mu ruus. bu ruusee nga fort. bu subaa nga jaar ca bale préwaat. àdduna noonu la te lépp liñ ciy def sa njaboot dafa nekk loo xam ne lu sacré la allo. waaw ñu ngi lay déglu. voilà donc mu ne njaboot dafa nekk lu sacré. tout à fait. ay ci dem na ñu jël keneen 88 628 89 90 xam naa dañuy jëlaat ñaar ba ñetti téléspectateur rek daay dem ba mercredi incha allah 88 628 89 90 ñu jël keneen salaamaaleykum. ay ci 88 628 89 90 00 221 33 841 20 69. Safia dama bëggoon rek maire bi génn léegi dafa wax lu am solo maa ngi ko doon élaborer sànq mais dafa dagg. xam nga imaginer léegi lii am. da ngay gis wax naa la ko sànq da ngay nekk ak sa aawa nga xëy suba feebar dal ko nga bàyyi ko fa takk xale mu ndaw. nañu xool mag ñi léegi li leen di dal bu ñu demee ba feebar fan la ñuy mujjee seen aawa yi la ñuy dellu si. da ngay gis mag ma day toog sax ne dama bëgg ñaan baat waaye sama njaboot gi nee nañ bu ma dem naa toog. waa ji génn léegi wax na lu am solo gis nga Safia mag ñi dañuy wax ne lu feeñ ci sëy nuroo na si ngoro. wante dañ ko fayul. da ngay nekk ak góor da ngay di nekk yéen ñaar. mu ñëw di la wan ne la intérêt la toppee maanaam léegi gis ngeen phénomène bu am léegi du ma takk cas social nga am sa alal mu topp la ànd ak yow soo ko defalee gis ko soo ko defalee mu raar la. nga nekk di ko xëpp sa alal di ko xëpp sa alal. mais bi lu mu wax dëgg la. suñu nee muñal rek métit am na. mais moment bi nga koy jox sa alal doo xam jikkoom. soo demee ba sa alal jeex day dem parce que looloo ko fa bàyyi. jigéen nekk na ak góor nga gis ko jigéen ki su la laajee dara
soo ñëwee indi ko ngeen nekk ci jàmm. soo ñëwee nga mu laaj la dara amoo xoolal bés yooyu noonu yéen ñaar du ngeen nekk ci jàmm day wàññi ni mu doon waxee ak yow wàññi ni mu doon demee nga forcer rek takk ko. des fois gis nga nattu yàlla da koy teg nit wante nit dina teg boppam nattu xam nga ci kaw lan forcer sa bopp koo xamante ne gisoon nga ci moom ci njëlbeen ay jikko yu dëppoowut ak yi ñuy soxla ci jigéen wante nga dem nga dugg si mais foofu noonu nag bu la dalee bul mere kenn merel sa bopp parce que nag yow yaa duggoon ci loo xamante ne nuyoo woon na ca ngoro la fayoo ko mu ñëw ci sëy bi répercuté alors kon bul mere kenn ok mais xam nga lu ma yokk même ma ñëw jigéen du objet jigéen nit ak noppam la am xel donc dafay am loo xamante ne par exemple parfois nga gis benn góor boo xamante ne njëkkante télécommande lay def bu guddi jotee ba 20h bu reeree ba pare day njëkkante télécommande bi bu demee du football lay jàpp ou bien mu jàpp ay débat yoo xamante ne intéressé wul ku jigéen ki te ñoom ñaar ñoo bokk kër gi donc dañu war a waxtaan xool lan la ñuy seetaan. mais imagine toi temps bu yàqu la quoi. si li ngay wax nii temps bu yàqu la Faye. non Faye franchement ñëw jàpp lu ñàkk solo ñun métit la ñuy dund ñoo ngi nii di muñ. waaw nga ñëw jàpp lu ñàkk solo imaginer ku jigéen ki mer dem tëdd nelaw. non franchement père foog nga wax yooyu. attends ñu ngi ci kër gi nga xam ne côté boobu laay ñëwee nag côté boobu laay ñëwee luy toj kër gi laa lay waxal nii. luy toj kër gi imagine toi nga nekk si réseaux sociaux yi bàyyi sa soxna mu tëdd. te mu nekk jigéen boo xamante ne par exemple am na si ñenn ñoo xamante ne dañuy xëy à 5 heures du matin. dañuy xëy 5 heures du matin di dem liggéey si marché au poisson. c'est que père tur am na solo ci doomu aadama de. père non s'il vous plaît ñu sérieux tuuti quoi. li ma wax dafa am solo. non moo tax ngeen war ma déglu. bu ñëwee dañuy mbubboo peut-être on l'a pas compris. très bien bu ñëwee dañuy mbubboo lu ñuy seetaan bu ñëwee dañuy mbubboo lu ñuy seetaan fekk seetaanuñu télé. donc ñu ngi nekk si réseaux sociaux di toj dëkk bi. nekk si xale yu ndaw yi di raasaatu. di xëccoo télécommande di jàpp yeneen chaîne. di jàpp non da ngay ñëw très bien naxasaale jàpp seen boo xam ne da koy merloo mu dem tëddi. donc bu tëddee il a imaginer nga am jabar joxoon day xëy 5 heures du matin par exemple di dem liggéey fële sa marché au poisson. léegi nga toog ba ay 2 heures 3 heures dem bëgg sëkk ak moom ci kaw lal bi. donc su bañee nga dem boole ji ko ay parents. xam nga yaa ngi forcé muñ li mas bu wax ñëw na yaa ngi forcé muñ ci plateau bi. xam nga dafa am te dafa bëri sëy yoo xamante ne yuy brisé wu si côté boobu noonu. xëccoo télécommande non du xëccoo télécommande. côté réseaux sociaux yi côté boobu noonu. côté réseaux sociaux yi laa ñëw ñu sérieux tuuti s'il vous plaît. côté réseaux sociaux yi laa ñëwee. moom day. non lu am solo ngay wax mais xam nga man fi may ñëwee rek. am na solo ngay de. waaw am na solo macha allah. nga daaneel ba dem ci père damay tëj ba beneen. xam nga li may wax lu am solo la. sonn si yéen. dama bëgg Sénégal aussi ñu dellu ci li ñu moom. nañu dellu ci li ñu moom. parce que aussi damay gëm ne nit tey jii lu nit jàngul doo ko tari. xam nga da ngay dégg souvent jigéen ñi naan doom ji jigéen jàngaaniwul ndey jaay roy kaayam. il faut que tey jii ñu jàngal xale yu góor yi naka la ñuy yore soxna. dëgg la jàngal jigéen ñi naka la ñuy sëy mais loolu amatul. et puis yaa ngi koy wax sànq choix bi dafa am solo. bu baax. boo demee ba tànn jigéen te bi nga koy tànn xamal ne opportunisme mi ngi ci woon. intérêt mi ngi ci woon maanaam xale bi jekk na forme bi baax na rek nga dugg ci. xemmem boobu mais ëllëg liy tas sëy bi loolu lay doon. bu ndaw si feebaree gisutoo forme bi nga ba ko fa. et puis gis nga xam nga lan la muñ dafa am solo. yàlla na ne inna Allaha ma saabiriina. maa ngi ànd ñii muñ. mais tamit ci biir dafa am benn jurisprudence bu ci am. yàlla daf lay muñ looloo xamante ne mën nga koo muñ accepté nga ko. diine du force kenn laa kraafi diine. duñu force kenn ci diine. waaye muñ loo jigéen loo xamante ne da nga koy jàppee njaam jàppoo ko esclavage di ko toroxal di ko torturer muy souffrir ci kër gi ba xëy amee arrêt cardiaque dee. ñu naan la kaay jullee ko war nga war a taxaw di ko tiim. d'accord Mass kontaan nañu beneen bi ci gën a ma daaneel foofu rek bu ndaw rek. yow sa daaneel day gudd de. waaw bu ndaw rek laay damay daan bu ndaw rek. waaw damay wàcce rek. xam nga li may wax foofu mooy suba la pare day phrase ma gudd te rëy. li may wax foofu mooy lan. mooy dañu nekk ci société boo xamante ne war nañu xoolaat aussi nekkin bi. parce que nit ñi nekkee baaxul. lu waay xamal sa mborom wax ko. xaritoo bu dëggu amatu fi bu ñu waxantee dëgg. mbokkoo bu dëggu. liñ naan ku rey say noonu say mbokk ñooy njëkk a jeex. gëwuma loolu. tey jii maanaam sincérité franchise honnêteté moo fi amatul c'est parce que dañoo bàyyi li ñu moom li fi Serigne Touba jàngale Alaaji Malik jàngale ko Baye Niass jàngale ko Limaamu Laay jàngale ko
mu ngi école yoo xamante ne am nañ ko fii. mais lu tax jàngale ko ci école yi. lu ñuy jàngal dogal. yëpp ci daan lu ñuy jàngal tubaab bi. lu ñuy jàngal comportement français. mais oh nous sommes des français maintenant. wasalaam. Safia taximaan yi dañu wax ni nañ leen may émission bi ñu di ko def ci rajo bi. bu ñu dul mën a seetaan ñoom ñuy déglu. d'accord tout à fait papa. waaw su fi damaa kontaan bu baax waaye ku ci nekk suñu borom daf may dimbali suñu tàmbalee. Bakay nee na woon siirumaan nga. da ngay bala noo sukkal rek yàlla àtte ma ak ñoom. kii toog naa fii ba tey mu ne ma non yaa ngi wax esprit yu arrière yu maam yu démb yëpp wax na ma ko ba tey fii dal sama kaw. tey mu toog ba si ak daat ne nanu jàngal gune yi nu nuy sëyee nanu dellu ca démb. un homme à double facette. ça dépend des thèmes aussi pas. mais un homme à double facette. lu ma bañ dama koy bañ foofu la dëkk soxna si dëkk Touba wax na la ko Fall laa sant du ma dellu ginnaaw. d'accord. barke Borom Touba. d'accord. tey mu leer la leer yàlla ne jigéen àlla kulli ali dina muñ te muñ gi ma la wax moom mooy muñ du loo xam ne da nga koy muñ mu amul àpp. tant boo ko wutalee après dootul muñ. da ngay muñ. ba keroog ngay dugg bàmmeel wala nga muñ ba keroog suñu borom di tegg tiis bi nga xam ne moom ngay muñ. ak i tiisam. nee nañu képp ku toppul ca ñi jiitu lu rot lu nekk doo ko fas ci këru àdduna da ngay topp ci ñi jiitu lu rot lu nekk nga soog ko mën a fas. ak i tiisam. télécommande noppi. allah kulli aali. Novelas. mënuloo mukk ëlbatiku dur lu ñuy soow wala lu ñuy sukkal wala lu ñuy raamal ca wéyoo ci ndigal. ndax sa kilifa moom moo yore sa ndigal moo doon jëmm joo xam ne su ne waaw la su ne déet na yàlla noonu yàlla musal la ci kilifa goo xam ne fam lay awale baaxul. dëgg la papa. yàlla noonu yàlla musal ci kilifa goo xam ne du yërëm. dëgg la papa. yàlla noonu yàlla musal ci kilifa goo xam ne saa yu amee ndaa bëgg a toj ndaa. wala ni ko soxna si waxee yow ci koy gileem sëgg ci garab gi am xelam nekk ci garab gi. soo demee ba dëgër ba baax. ba yor mu mee bu ñëw sa wet soo demee ba télé wala nga ñàkk wala amuloo mu dem seeti jeneen jigéen dem toxu fa. d'accord kontaan nañ ci yow papa bu baax a baax di profiter ci émission bi di souhaiter un bon anniversaire à Fatou et les maquilleuses ici fii ci Sen TV donc Fatou ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire c'est la part de toute l'équipe Gis Gis. moom kii moom moo lay jagal. d'accord ay ci kontaan nañ ci moom bu baax a baax. changer sa entourage nag. on se retrouve inchallah mercredi à partir de 23h30 d'ici là prenez soin de vous gardez la pêche et le sourire. Merci Papiska merci Formose Bassirou merci beaucoup à toi di remercier aussi Alune merci Bakary Banora. À la prochaine. Au revoir. Electronic Corp, Bon Café ak seen jus Amazon ñoo leen di may seen émission gis-gis. ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu doon. Sen TV, bienvenue chez vous. ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon jikko yu rafet ji ñu ràññee woon dafa mel ni dañu bàyyi suñu yoon bëgg askanoo lu ñu moomu doon. Sen TV, bienvenue chez vous. gëm sa bopp jóg na gëm sa bopp mi ngi ci dëkk bi xale yi daal di jug ànd doog gëm sa bopp ne setal sa gox la ñu wax waa gëm sa bopp nee nañu setal sa gox bi dafa war a set rawatina nawet baa ngi nii di ñëw nawet bi waruñoo bàyyi fenn muy tilim balaa ay feebar di ci juddu waaw gëm sa bopp wax loolu da ngeen di ASC taxaw ci setal seen koñ wala seen gox waa gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala ngeen di association de femmes bëgg a setal seen koñ gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala rek képp kuy jeune taxaw ngir setal sa gox pare nañu pour gunge la weer wu nekk ñu tànn 15 associations de femmes 15 associations de jeunes ak 10 ASC jox leen ay enveloppe bu 250 000 ba 500 000 àndandoog ñoom setal seen gox fii ba fin novembre boo ci bëggee bokk nag yomb na setal leen seen gox jël photo yi ngeen setalee seen gox yónnee ko ci numéro WhatsApp bii 70 644 44 44 70 644 44 44 wala ci page Facebook setal sa gox boo ko ci yónnee bu ñu ko xoolee gis ni yéen kat def ngeen la ngeen war a def ñu nit ñu ñëw neexal leen rekk nag ñëw leen ñu àndandoo setal gox bi gëm sa bopp waa mouvement gëm sa bopp jóg na gëm sa bopp. sama nenne mbégte ak bànneex lay àndal saa su ma lay toppatoo
sa jëmm ji mooy cadeau bi ma gën a neex ci sama dund ba tax na duma tàyyi ci di la wutal li gën ci lépp Kleenex lépp lay naan gaaw a wow ba tooyaay du la sonal benn yoon am na élastique ci wet yi teg ci confortable lool ngir nga mën a féex di bouger ni mu la neexee guddi ak bëccëg. Kleenex, la douceur d'une maman. toppatoo bébé dina leen gën a neex ak lingette Kleenex yu bees yi Kleenex am na tamit shampoing ultra doux. gëm sa bopp jóg na gëm sa bopp mi ngi ci dëkk bi xale yi daal di jug ànd doog gëm sa bopp ne setal sa gox la ñu wax waa gëm sa bopp nee nañu setal sa gox bi dafa war a set rawatina nawet baa ngi nii di ñëw nawet bi waruñoo bàyyi fenn muy tilim balaa ay feebar di ci juddu waaw gëm sa bopp wax loolu da ngeen di ASC taxaw ci setal seen koñ wala seen gox waa gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala ngeen di association de femmes bëgg a setal seen koñ gëm sa bopp pare nañu pour gunge leen wala rek képp kuy jeune taxaw ngir setal sa gox pare nañu pour gunge la weer wu nekk ñu tànn 15 associations de femmes 15 associations de jeunes ak 10 ASC jox leen ay enveloppe bu 250 000 ba 500 000 àndandoog ñoom setal seen gox fii ba fin novembre boo ci bëggee bokk nag yomb na setal leen seen gox jël photo yi ngeen setalee seen gox yónnee ko ci numéro WhatsApp bii 70 644 44 44 70 644 44 44 wala ci page Facebook setal sa gox boo ko ci yónnee bu ñu ko xoolee gis ni yéen kat def ngeen la ngeen war a def ñu nit ñu ñëw neexal leen rekk nag ñëw leen ñu àndandoo setal gox bi gëm sa bopp waa mouvement gëm sa bopp. Sen TV, bienvenue chez vous. Jeudi sur Sen TV. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Serigne Saliou Samb maa ngi lay nuyu. Boubacar Konaté maa ngi lay fay am nuyoo. Sëñ Sall tey loo andi. mbokk jullit yi mbokk taalibe yi waa réew mi ak bitim réew yéen ñi topp